intertralé wàllu communication événement. sargal di leen ziar di leen dalal ak jàmm nag ci Subatel seen magazine d'information matinale waaye nag comme ni ñu koy def saa su ne ak bés bu ne dañ koy tàmbale rek ak suñu météo du jour ñu fàttali nag on est aujourd'hui mercredi 27 mai 2020 ñu gis na ni naaj bi fenk na ci waxtu 6h39 minutes du matin dina sóor nag ci 19h34 minutes léegi nag bu ñu noppee ci li nga xamante ni mooy suñu lever ak coucher du soleil dañuy daal di jublu rek ci prévision de la journée maanaam li ñu jaww ji di jox ci bëccëg gi ñu gis ni Ndakaaru dana affiché wu 27 degrés fële Thiès benn dëkk ñaari gaar 26 degrés lañ fay amal 26 degrés it fii ci Diourbel ak Kaffrine waaye Fatick dina dikk ak ñun ci bëccëg gi ak 29 degrés 42 degrés fi nga xamante ni mooy Kaolack dans le centre Kaolack dina xaw tàng tuuti ci bëccëg gi 26 degrés dans le sud fi nga xamante ni mooy Ziguinchor waaye 40 degrés Sédhiou 41 degrés Kolda ñu gis ne ni Kolda ak Sédhiou dana xaw am tuuti nuage ci bëccëg gi donte dina tàng tuuti dans la zone nord Louga 43 degrés Matam 43 Ndar Géej 37 degrés moom la ñuy affiché 43 degrés dikkaat fi nga xamante ni mooy Tambacounda waaye température bu gën a élevé ci bëccëg gi fii lañ koy amal fii ci Kédougou moo di 44 degrés ñu dem yërnu nag guddi gi ndax dina tàng wala dina gën a féex dans certaines régions alors dans certaines régions commençons par Dakar 23 degrés ci guddi gi donc dina xaw féex tuuti Thiès 29 degrés Diourbel 26 degrés ba tey rek 33 degrés fi nga xamante ni mooy Kaffrine waaye Fatick mi ngi affiché 28 degrés 25 degrés fii ci Kaolack ñu gis ne ni dans le centre Kaolack dina xaw féex bu baax a baax ci guddi gi Ziguinchor 24 degrés Sédhiou 23 Sédhiou it dina xaw féex bu baax sax nag 31 degrés fi nga xamante ni mooy Kolda 36 degrés fi nga xamante ni mooy Kédougou 34 degrés Tambacounda 36 degrés qui revient en soirée fi nga xamante ni mooy Matam 30 degrés fële ci Louga waaye Ndar Géej tamit mi ngi affiché li nga xamante ni mooy 24 degrés moom ak Ndakaaru daal daanaka ñooy xaw bokk température d'aujourd'hui en soirée alors ñu daal di jublu rek si suñu géej gu fer wala géej gu fees niñ koy faral di defee rek ñu tàmbale ko ak marée haute yi alors benn marée haute la ñuy amal ci bésu tey waxtu bi nag 11h50 minutes la nañ ko jàpp bu baax a baax donc tey ci bésum tey benn marée haute la ñu am maanaam benn géej gu fees nañ ko jàpp bu baax a baax 11h50 lañ koy amal ñu daal di jublu rek ci suñuy marée basse nag ñaar lañ ci amal tey bu ci njëkk ci fajar la woon ci 5h27 minutes boobu wees nañu waaye ba ci topp mooy 18h12 minutes lañ koy amal kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax voilà téléspectateurs lii moo nekkoon suñu météo du jour noonu lañ koy ubbee saa su ne rek suba teel waaye laata rek mooy rejoindre le plateau je vous laisse avec la régie. Après Je m'indigne, donc je suis en double édition, une participation à Sen Diakhas et Noumbelane, la jungle sénégalaise, Pape Matar Diallo revient avec son 5e livre, Les Chroniques d'un éternel indigné. Un livre qui regroupe des chroniques d'un activiste, citoyen indigné par la vie politique, la gestion des ressources publiques, les rapports entre les religieux et le politique, le sport, l'éducation, bref, tous les secteurs sont touchés. Pape Matar Diallo, Chronique d'un éternel indigné, rassemble des articles publiés sur la page Facebook de l'auteur et dans la presse. Chronique d'un éternel indigné, sorti depuis le 9 avril 2020. À lire et à voir absolument. Ce livre, préfacé par Bougane Gueye Dany, est en vente à la librairie de l'Harmattan sur la VDN. C'est samedi soir sur la télé leader du Sénégal, daleen ak jàmm ci seen émission un moment de partage.
est-ce qu'il vous arrive jigéen ñi nga xamante ni ñoom itam ay activistes lañ di subir ay discriminations venant de la part des hommes. léeg-léeg sax ma nekk ci ay diggante xeex ba ñu jàpp ma yóbbu ma commissariat mais di wax ne souvent dañ naan ma sax biñ lay mujjee yóbbu noonu gars yi ñu la jàpp ngeen beneen xam naa fi ma jëm. xam na bu baax fu mu jëm xam naa fa. musicien aussi jàng dafa baax ci moom. donc te loolu nekk na lu feeñ à travers ce qu'ils font. di leen nuyuwaat di leen sargal di leen dalalaat ci Subatel seen magazine d'information matinale nag tey nag dañu am gan gu rëy waaye laata loolu damay tàmbale nuyoo bi rek ci ñi nga xamante ni xaw nañ leen a géej a gis tuuti depuis samedi alors ma tàmbale ko ci Roxee noo def. Asma je vais très bien merci j'espère pour toi aussi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan di leen nuyu bu baax di leen wax rek di leen jox rendez-vous chaque mercredi jeudi ak samedi comme ni ko Asma waxee indi leen astuce wala ma ñëw ak yéen ci savoir vivre savoir être. macha allah Nana Aïdara bonjour. bonjour Asma nuyu naa la ça va tranquille di nuyu Rokhaya Passane di nuyu aussi suñu gan bi Pape Matar Diallo di nuyu aussi téléspectateurs yu ñu seetaan. macha allah ñu di la dalal ak jàmm Papa Assane Seck. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam. asma yàlla Chérif. Passe. Rokhaya. oui Passane. Baye Makhtar. en tout cas yàlla na yàlla saxal jàmm. allahumma amiin yaa rabbi Pape Makhtar na nga def. ça va Asma maa ngi sant bu wér. yaa ngi si jàmm. waaye alhamdulilah di leen nuyu di nuyu Rokhaya di nuyu Chérif ak Passane moom son copain la. waaw. di nuyu Sénégal yi ñuy seetaan yëpp. mbaa du ñaari éternel indigné ñoo fi am tey. waaw. loolu moom dafa leer Passane moom macha allah. parfait alors je rappelle que da nga nekk journaliste fii ci kër gi waaye tamit nekk écrivain. Chroniqueur en même temps auteur j'aime pas le terme écrivain parce que écrivain moom dama koy bàyyi gars yi nga xamante ne ñooñu ëpp xam-xam mais effectivement je suis chroniqueur et auteur depuis 2016 ans 2016 laa commencé bind c'est la produire son premier ouvrage sax tuddee ko Je m'indigne donc je suis ma publié woon ko en Allemagne c'était en 2016 mais bon comme xam nga Sénégal moom pour nga nit pour mu envoyer le document yeeg xaw ma di jënd ay DHL ak di ko jaarale ci ay kii dafay xaw a doy waar. depuis lors si la décidé woon après ma kii ko réédité ko ici au Sénégal ak ñi nga xamante ne mooy l'Harmattan Sénégal. tuddewaat ko si Je m'indigne donc je suis mais version améliorée la. ensuite si nañu def benn ouvrage collectif man ak ay jeunes 8 jeunes seen njaxas. Contribution du G8 pour un Sénégal différent ñu def ko après si la Noumbelane doogay ñëw bii si lay mujjee ñëw tudd les chroniques d'un éternel indigné. parfait dinañ ci gën a xuus tuuti ci kanam tuuti rek ma bàyyi la ak Passane ñaari éternel indigné la ñuy amal tey donc suba si fajar si dina neex trop te xumb te dagan ay ceex ma fàttali leen rek seen programme tous les mercredis dañuy am société en compagnie de Nana Aïdara astuce wala savoir vivre savoir être avec Rokhaya waaye duñu bàyyi ginnaaw lu est vu sur le net avec Biggi Pape Assane Seck nag kenn dootu ko présenté ndax il fait partie du quotidien de cette matinale avec l'actualité ay ceex ñu tàmbale ko ak actualité on retrouve tout de suite Pape Assane Seck. Aïcha Pape Assane Seck. Asma. tey fii neex. Asma yàlla na yàlla def jàmm Sénégal. allahumma amiin yaa rabbi. yàlla na yàlla def jàmm Sénégal amiin yàlla na yàlla def jàmm Sénégal. allahumma yàlla amiin nañu def ñëpp ñu tey àndandoo dal. amiin. defar ñu bokk rek ñu defar. allahumma amiin ñu bañ a beddi. dëgg la waay. danoo xëy tey ci suba. kontaan nañ trop ci dalal Baye Makhtar fii ci les chroniques d'un éternel indigné. justement. on j'ai envie sax de dire les chroniques d'un indigné. parce que mbir mi dafa yàgg. Asma dañuy yeewu tey ci suba dégg waa COJER naan nañ dàq Pape Diomaye bi bokk ci Sonko te nekk impôt parce que lan monsieur a donné son avis wax na xalaatam ci dëkk bi wax na xalaatam ci mbir mode de fonctionnement bi. nekkatuñ ci pays de démocratie. sunu mag bii sunu xarit bii di Yakham Mbaye di sunu kilifa
ñu bokkoon ak moom ak Aliou Sall ak ñeneen nekk fële ca Comset ñoom ñu doonoon suñu ay aînés moom mu yàgg di joxe xalaatam ci dëkk bi ba doon tey directeur général du Soleil di continuer di joxe xalaatam ci biir APR ak ci dëkk bi nii muy doxee ak ci sax Sénégal en général est-ce que waa COJER dañoo wax nañ dàq Yakham Mbaye parce que dafay wax parce que moom li muy wax c'est en leur faveur est-ce que dañoo wax keneen ak keneen ak keneen ak keneen ku bokk si ñoom nañ ko dàq parce que dafay wax loo xam ne c'est en leur faveur wante koo xamante ni dafa joxe xalaatam ñu indi droit de réserve indi na ci état bi la bokk warul génne secret d'état ban secret d'état loolu problème la beneen bi on a vu un rassemblement d'enseignants démb Liberté 5 loolu lan la qu'est-ce que concrètement sunu nguur yi kilifa yi ñoom ñëpp ñu ngi ñuy seetaan te sunu ay kilifa lañu ay nit yu ñu bëgg lañu ndax humainement ay nit lañu ñu xam yoo xamante ni ñu ci bëri gis nañ ni ay nit yu am yërmande lañu maanaam dans la vie courante mais dans la pratique de l'acte ou de l'activité politique dañu ci am jafe-jafe bu ngande boo xamante ni dafa def ñu tàll lii ñuy gis nii ci écran bi lii nan lañ ko mën a expliquer nan lañ ñu ko mën a waxee état li ci gën a am solo jiitu ci daanaka logistique la mooy que tey si l'organisation était parfaite là est-ce qu'il y a une distance parce que takk nañ masque mais il y a pas de distance ñoom ñoo ñu wax mesure barrière distance physique wax ñu leneen ak leneen des bagages entassés des personnes presque amassées entre guillemets justement ak leneen c'est-à-dire c'est inadmissible ci xel ak ci dégg alors qu'aujourd'hui on aurait pu s'organiser en mieux pour que ñii bañ a dajaloo fi benn jekkul dafa ñaaw si ñoo xamante ni ñoom ñooy jàngal ñi war a amee avenir u Sénégal suba président de la République du Sénégal ñi ñoo koy jàngal suba. mais est-ce que lu tax mënuñu woon def liste par liste de nombre de personnes bien définies. C'est-à-dire que depuis qu'on a dit que dañuy reprendre les écoles. ñii d'accord ñu c'est compliqué c'est difficile on est en train de forcer une reprise mais ci conditions yu drastiques yu extraordinaires. waaw est-ce que ce forcing là d'accord on est en train de s'organiser il faut s'adapter il faut que ñu nekk ci réalité bi ñu dund ko et cetera mais lu mën na nekk bu ñu demee ba ne le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla mu ne ñi nga xamante ni dañu amee feebar chronique di ay enseignants ak yenn élèves yi mooy que di reprise bi mënu nekk ci ñoom on est obligé de les mettre à de l'autre côté en attendant waaw mettre les uns et les autres parce que de façon séparée ci contexte bi forcer quelque chose pour valider une année ci contexte bi la question c'est pourquoi l'année doit être forcément validée personne ne parle d'année blanche on parle de réorganisation de structuration d'adaptation mais ci contexte bu faisable nit ñi mën nañu génne takk seeni masque circuler dox seeni activité économique bi fonctionner en attendant mais aujourd'hui si benn OMS qui nous dit on arrête l'hydroxychloroquine ci environnement boobu beneen bi on force la reprise de l'école qu'est-ce qu'on cherche on va avoir un nombre incalculable de cas et après le temps d'arriver vers un vaccin qu'on va nous imposer parce qu'on n'aura plus le choix xalaat la Pas Mokhtar juste balaa Ba Mokhtar di ñëw juste Hasma wax ne que dañu nekk ci dëkk boo xamante ni il faut que chaque Sénégalais Baye Mokhtar jël ses hautes et fortes responsabilités pour refuser ñu saaxe ko foofu laa yemande. waaw mais dernière actualité bi nga xamante ni image yu doy waar la parce que tey jii bu ñu ñëwee dañu jël matuwaay yëpp pour que enseignement bi mën a reprendre ñu jël ay xale ni war nañ leen mën a teg ci conditions yoo xamante ni xale yi dinañ respecter mesures barrières alors que ñi nga xamante ni ñoom ñoo censé édicter loolu mënuñu fexe ba sax respecter loo mag yi mesures barrières ça pose problème. C'est-à-dire boo xoolee tey jii ministre bi ba fan yële passé semaine bee passé dem na Thiès bañ demee Thiès ci benn école y avait presque de 200 personnes ci benn salle ñoom ñëpp ñu entassé wu respecté wuñ distanciation sociale am na ñoo xamante ne solo ñu mas sari ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy wax ni respecter les mesures barrières ñoom ñu ko édicté seen bopp ñoom ñu am problème pour respecter ko léegi man dama bëgg ñu expliquer ma mag bu mënul respecter nan la ko xale di respecter gis nga il faut que ñuy waxante dëgg bu ñu génnee fii nii personne ne va respecter la distanciation sociale wala physique léegi imaginez ay xale yi nga xamante ni ñoo yàgg di ànd
nekk ci même environnement defandoo presque 2 ou 3 ans am na ñoo xam ne plus ñooñu nga ni leen bu ñu nekkee ci cours bi wala bu ñu nekkee ci classe bi du ñu passante stylo du ñu àbb crayon du ñu àbb gomme du ñu am contact physique c'est pas possible c'est-à-dire xam nañu réalité yi ñoom lu ñuy wax c'est des théories c'est bien beau que ñu ñuy wax ay waxu wéy dinañ respecter lii dinañ leen jox gel dinañ jël thermoflash te aussi à les entendre j'ai comme l'impression que ni feebar bi température kese la c'est-à-dire boo leen waxee rek ñu ne way jël nañu mesure yëpp thermoflash à l'entrée thermoflash lan lay signifier ça signifie rien du tout parce que xale yi nee nañu bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy les porteurs asymptomatiques c'est-à-dire ñoom mën nañu am feebar sax te duñu am symptôme waxuma laat fièvre donc tey jii ngay wax thermoflash teg ko ci bunt classe bi garantirul dara donc à un moment donné dañuy naan gouverner c'est prévoir mais aussi yaakaar naa ne gis nga boo amul capacité d'écoute si boo amee genre mépris ci sa population lii rek ngay mujjee parce que gis nga ñii ñu teg fii entassé leen yàpp ñàkk jox gëdd bi nga xamante ne ñàkk jox gëdd enseignants yi depuis des années di leen dawloo ci seen ay indemnités di leen dawloo ci seen ay revendications yoo xamante ne c'est des revendications nobles et audibles mais ki nga xamante ne si yenn ay revendications ay accords depuis 2014 des accords réalisables boobu ba tey mënu koo réaliser nga defee jox na cër enseignants yi donc lii nekkul lu dul matérialisation ñàkk jox cër bi nga xamante nañ ko ñàkk jox cër enseignants yi donc man je crois que il faut que comme lu Pa Assane wax il faut que les Sénégalais prennent de responsabilité parce que ku nekk da nga nekk situation boo xamante ne parent bu nekk moo war jël responsabilité boppam bu ñu ubbee seen i école nañ fa yóbbu seen doom mais ñoom nañ te seen doom seen kër man ci li ma remarqué rek mooy vidéo bi nga xam ne depuis démb ñu ngi le ministre bi taxaw ne moom mënatul nooyi ak masque bi est-ce que mën na ko dindi te moom mu waxoon nekk exemple léegi parents yu bëri dañoo ne moom bi nga xam ne moom mooy njiit moom moo dem ba mënatul nooy ci masque yi donc seen doom yi nga xam ne dañoo war a nekk ak masque yi pendant 4 heures de temps toute une journée nan la war a demee ak xale yi man tamit c'est la question que je me pose parce que masque yi quoi qu'on puisse dire da nga koy takk 2 heures de temps da ngay fat léegi ñu bëgg xale bi takk ko enseignant bi takk ko te moom mi nga xam ne ni moom moo war a joxe exemple bi sa supporté ko donc dafa mel ni am na contradiction daal. Je pense qu'il manque un peu d'organisation, de tact. Ou à quel prix il faudrait valider l'année, Papa ça? C'est en parlant de masque bi ministre bi dindi Cheikh Oumar Anne ñu ngi kaa nuyu bu baax suñu kilifa bi ci contexte bi il n'a pas servi d'exemple mais nit la il a montré l'humanité ñaareel ba ci ay sources xam nañ ni que yëg nañ ni que dafa tawatoon donc nit kese alors imaginez combien de personnes sont dans cette situation et à qui on impose boo doxee ci mbedd bi takkoo masque policier bi attaqué la par exemple ci environnement boobu on va dire waa léegi moom déjà ci contexte bi mu nekk dañ leen yàgg a wax ne ci écran de télévision vous ne mettez pas de masque vous vous adressez à des gens à un monde est-ce que vous avez vu dans les chaînes de télé les plus grandes au monde où il y a des centaines de milliers de morts ñu takk masque à l'écran non parce que fii suñu kilifa yi dañuy tëb di jël ay mesures sans à la limite ñooñu gën a xam ne ñuy wax mais parfois précipitation daf leen di juumloo le ministre de la santé seen communication ak ñoom suñuy tata bi Xemes ak ñoom Aloïse ak docteur Bousso ak ñeneen ils doivent pas s'adresser au public avec le masque parce que c'est de la communication vous vous adressez avec nous vous faites passer votre message sans le masque parce que ñoom fi ñu nekk vous n'êtes pas dans un monde entassé vous êtes dans une salle structuré où il y a la distance respectée parce que c'est comme ça. et mieux laisse-moi finir et mieux vous permettez aux gens ñu seetaan leen dégg message bi xasma ba pare surtout vous n'avez pas besoin de mettre le masque c'est-à-dire masque bi da ngeen koy dindi wax ba pare c'est comme à l'écran nii dañuy wax ba pare bu ñu paree nag pour génn on met le masque. D'accord donc loolu moo tax démb Cheikh Oumar Anne ci environnement bi mënu tenir mu dindi ko. on ne se suffit pas mais ci exemple bi ñuy woote ñoom ils ont faussé mais en amont lañ ko faussé. imagine professeur bi nga xam ne ndeysaan moom da ko war a takk toute une journée. c'est pas possible et pour l'élève classe yi nga xamante ni ñëpp xam nañ école yi fii nu mel loolu métti na de. mais après il parlait d'organisation de conditions qu'il faut même si c'est que les élèves en classe d'examen et que mat nañu près de 500 et poussières personnes s'ils arrivent pas à organiser ñi nga xamante ne ñooy jàngalekat yi est-ce qu'ils sont comment organiser xale organiser c'est la question que tout le monde se pose tey jii nii tubaab yi lan la ñuy def Baye Makhtar dañuy xool ñi mën a jànge parents yi d'accord ñu d'accord ñeneen ñi jàng ci kër yi fii on est en train d'imposer la chose et on a un régime qui aime forcer qui aime imposer sa loi qui aime et pourtant ce sont les mêmes personnes qui il y a 15-20 ans
muy sunu mag yi Yakham Mbaye ak Aliou Sall ak toute cette Alioune Sall bii Alioune Fall ba leen nekk ca fondation Service Sénégal ak ñeneen sunu professeur bii El Hadji Amidou Kassé sunu beneen professeur bi nekkoon suñu directeur d'école Abdou Latif Coulibaly ñoom ñëpp ñoo doon taxaw fii Sénégal di wax ñu leen di dégg donc kilifa yooyu tey mënuñu dem en presque je dirais contre-valeur entre guillemets ak li ñu doon wax donc li ñu nekk di def faw ñu def dans le sens le plus humain qui soit ñu bañ a forcer parce que des institutions les leur imposent. Non, il a parfaitement raison xam nga. Vous rejoignez hein? Non bien sûr xam nga li muy wax c'est-à-dire dama koy faral di wax gis nga ñii di politique bu ñu nekkee ci kujje gi dañuy xaraamal bu ñu nekkee ci pouvoir bi di daganal. C'est-à-dire seen position bu changé rek seen discours changé tey masque bi nga xamante ni ministre da koo sol au bout de 15 minutes mun dafay étouffé lu ko étouffé du masque bi de. mais gis nga ñàkk wax dëgg ñàkk wormal askan foo taxawee jàkkaarloo askan bi rek da ngay étouffé. parce que da ngay dem ba à chaque fois ngay inventé di xalaat di wax di toog di xalaat ba dootoo sax amati capacité de réflexion da ngay dem ba sax yow sa bopp dootoo nooyeeti te malheureusement moo leen dal dañu dem ba mensonge moo leen étouffé ba ñuy taxaw di naan nooyeetuñu gisuñu masque yu kenn xamul c'est-à-dire il faut aussi ñu wax Sénégalais yi dëgg xam nga nekk ci salle climatisée nga taxaw devant des journalistes amul benn pression ngay wax sa voix di trembler beneen bi mënoo sax nooyi nga ni da nga dem ba étouffé dindi masque bi teg alors que ñeneen ñi nga xamante ne mooy enseignants yaa ngi leen di yóbbu ci ay abri provisoire am na ñoo xamante ne ci zeng nañuy nekk ki nga xamante ne dañ ko war a yóbbu Podor mu war a nekk ci climat boo xamante ni minimum 40 degrés la kooku war a toog ak masque am 6 heures de temps wala 7 heures de temps xale bi nga xamante ne xale bu ndaw la balaa muy yegg ci école am dina dox 2 ba 3 kilomètres ça c'est des réalités gis nga man bu may dégg parfois ñenn nit ñi soi-disant experts yeeg yenn ministres yi di wax ci télé je me dis que est-ce que ñi yabuñu seen bopp parce que ñoom ñu bëri ci ay villages nañ jógee te village yooyu noonu da ngay xam ni école beeg village bi rek 3 kilomètres le minimum moo gën a jege Macky Sall ak ñeneen ñu si bokk yam ñoom ñëpp tey ji seen village yu ñu jógee wala ci dëkk yu ñu jógee seen école ak village bi rek dina def lu mu dee 2 ba 3 kilomètres ay xale di ko def war a sol masque xale wax koo def kenn du leen contrôler ci yoon temps normal xale kenn du ko contrôler ñu ni situation exceptionnelle dañ koy contrôler gis nga nañu bàyyi di nax sénégalais bu ma leen dégg aussi ñii naan wéy enseignement supérieur dinañu xool fexe ba def ko gars yi di jël ay cours à distance yow université virtuelle du Sénégal bi doxul lu dul jël ay nit di jël seen avenir di ko fowee parce que déjà connexion amul ku mënul gérer capacité université virtuelle nga ni da ngay gérer plus de 500 000 étudiants da nga leen jox connexion da nga leen jox courant Asma bu ñu fàttee ni Sénégal Dakar fii d'accord mën nañu wax ni am na courant et tout mais 54% kese ñu am courant ci Sénégal maanaam am na 46% des Sénégalais yoo xamante ni courant luxe la si ñoom mosuñu koo gis léegi kooku nan lay demee di naan day jàng ji kooku nan lañ koy waxee waxu da ngay ubbi sa ordinateur nga jàng gis nga niveau de pauvreté bu ñu nekk yaa ngi koy fàttali moins de $1 ñu koy dundee tey koo may 100 francs sax mu def ko ndam ñaanal la ñaan yoo xamante ni léegi kooku nga ni ko non il faut ngeen def yow parce que il faut ngeen ñu reprendre les études gis nga enseignement bi musul intéresser le gouvernement du Sénégal daaw Marième Faye Sall moom moo sauvé année scolaire donc il faut qu'à un moment donné man année blanche laay wax parce que je me dis que bu ñu demee boobu ba tey di dem di mbëkk mënuñu fexe ba avance chaque année ñii naan nañu sauver à un moment donné il faut que ñu taxaw jéem a gas xoolaat déjà suñu système bi nga xamante moom nañuy jàngal xale yi ndëgam baax na ndëgam adapté wu na mais aussi ñu jéem am une école sénégalaise on a une école au Sénégal mais on n'a pas une école sénégalaise lan la ñuy jàngal donc tey jii situation bi prétexte la waroon doon pour ñu jéem a changer li nga xamante ne mooy li ñuy jàngal mais aussi jéem a changer li nga xamante ne mooy fondamentaux yi mais duñ ko def parce que lan moo tax dañu mépriser te teguñu ñu fenn école bi daal leen rek ko ubbi mooy programme français yi nga xamante ne dañu war reprendre en France te fii au Sénégal ay français ne fi ëpp ñu fi souveraineté ba ñu ñëwee kenn du muuru seen école fii ci Sénégal voilà ñuy négocier ak ñoom tey jii ñoo war a ubbi seen école te ñoom mënuñu ubbi ñeneen ñi duñu ubbi loolu kese mooy wax bi mais du leneen c'est des français yi nga xamante ne ñoom ñooy suivre programme français ñoom ñoo war a ubbi démarrer ak waa France ñun aussi ñu jël di ñu naan da ngeen di continuer ak ñoom parce que il faut ñu ubbi école et c'est malheureux. On est toujours oppressé par la France dañuy toppandoo parce que am na ñu koy lam-laame ne ñun kat dañuy toppandoo France balaa ngay toppandoo sax nga am sa indépendance mais dañu noot
dañ lay diri buñ la nuwee defal nga def buñ la nuwul da nga dem ba tellement obéissant ba buñ la waxul sax nga def. parce que da nga gëmatul. Pa Makhtar waxuma la malheureux sax waaye dafa pitoyable. ndax comme li ñuy wax am na ci yenn conditions yoo xamante ne dafa metti pour ñu xalaat ne enseignants yi ak élèves yu ndawaan yi mën nañ ko liggéeyee. comme li ngay wax ni Pa Assane booy wax da ngay soxla souffle tu parles avec ton ventre. imagine ku taxaw 2 heures de temps di expliquer. di nga war a takk masque loolu da ngay essouffler doo ko mën sax supporter. j'en suis sûr que professeurs yi nee nañ waaw peut-être dinañ takk seen masque dina respecter mesure mais buñ duggee ci classe yi duñ ko respecter te loolu duñ joxe bon exemple mais yooyu aussi foog ñu tenir ci en compte comme li Abdoulaye Ndoye Kusem si wax nee na ñoom duñu nangu nekk xaru sarax yi mais quand même c'est dommage. mais am na lu gën a graw même bu ñu respecté woon distanciation sociale def 3 personnes ci salle solal leen ay masques mais toilette commune nañuy utiliser xale yi ñoo bokk walang bu ñuy dem temps normal sax seen walang baaxoo waxum laat situation bi donc il faut pas aussi ñu nax Sénégalais di leen wax loo xamante ni c'est en déphasage avec nos réalités réalité bi fii école yi am na ñoo xamante ni amuñu sax mur xamuñu école fan la yam am na ay écoles yoo xamante ni colonie 6600 abris provisoires ñu am Sénégal léegi ñooñu lan nañuy def xale yi asthmatique te ñu koy wax léegi ñu ne way du ñu démarrer mais d'accord léegi xale yooyu du ñu démarrer ñan ñooy démarrer te gis nga éducation constitution moo ko wax dafa général dafa gratuite mënoo ko jël droit absolument mënoo ko jël di def preuve de discrimination di naan yéen ko kay yéenay commencé ñee duñu commencé loolu rek discrimination la constitution da koy tere donc mais ñii duñu gouverner malheureusement c'est-à-dire xam nañu li ñuy wax mais teguñu ñu fenn quoi. c'est il y a un problème de considération parce que dans le comportement ci attitude bi on sent des personnes yoo xamante ni dañuy maanaam ils cherchent pas à avoir l'appréciation même des autres. Mais c'est plutôt bon affaire bi lii la on y va. Est-ce qu'on est dans un pays de démocratie alors? C'est une question qu'on peut se poser vu l'attitude de 2012 man moom dama bokk ci ñi gëm ne ak yëg bi ñu am si ñoom ak fonk beeg respect bi au-delà moi j'ai l'impression que on me rend pas l'appareil maanaam dama am impression ni ñuy amee yëg-yëg ci sunu kilifa yi ci président Macky Sall ba ci suuf ni ñu leen di fonke ni ñu leen di yëgee xam ne ñii ay doomi aadama la yu ñu war a yëg ay yàlla moo leen jox gëddu kilifa mais dañoo am impression par moment et à plusieurs reprises sur des détails et des actes posés que ñii malheureusement amuñu doxalinu kilifa parce que ci li ñuy doxal ak ñun dafa mel ni daal dafa am benn deal boo xam ne dafa war a dox sens bi deal bi nag bu fekkee laal na leen am ngeen chance bu leen laalul bokku leen ci attitude. Comment comprendre Hasma 2020 ñu ngi ci wala ñu ngi ci 2020 de. kenn yëgu ko sax bi muy ñëw ak bi ñu ko fàtte benn la 2020. Toutes les promesses qui ont été faites de 2012 à maintenant ci wàllu proportion. bu ñu ko doon xool tey on voit un échec total ci lépp ci domaine yëpp. domaine bi gën a échoué ñaar yi gën a échoué la ñuy dund ci conséquences. mooy yan. éducation. ak santé. tey ñaar ñooñu ñoo daje ci contexte coronavirus moo ñëw tey wan ñu ne santé moo jiitu mais santé éducation ko jiitu. parce que éducation mooy tax nga xam ni ngay fagaroo. mooy tax nga xam nan ngay fajoo mooy tax nga xam waaw éducation boobu tey à la base mu ngi dund l'époque -0. ku xool enseignants yi ils ont tué le mythe de l'enseignant on a massacré le mythe valeureux et digne de l'enseignement et de l'enseignant à la limite on se rend compte que c'est un problème de respect c'est un problème d'éthique ñoom ñuy wax déontologie c'est un problème d'humanité ma tëjee foofu wax rek ne Aliou Sall ak soxnaam dañu wax ne malheureusement dañu am dañ leen testé positif du dara dañ leen di traité ñu wér ci jàmm ak salaam moom ak malade yi ne foofu ci dalal jàmm yal na yàlla saafaral leen wéral leen ci jàmm ak salaam grand frère ñu ngi lay ziar bu baax yal na yàlla wéral la nga dellu ci njaboot gi ci jàmm ak salaam continuer reprendre say activités yow ak toute la famille yal na yàlla barkeel leen sàmm leen mais il y a une chose en 2000 quand on se croisait dans les couloirs de Comset dafa am loo gëmoon ak loo doon développé te ba tey ba sànq ñu am yaakaar loolu nga gëm il faut que ngeen dellu si loolu yéen ñi ànd yéen ñëpp.
justement Kouthia it moom wér nag jàmm. on est content pour Kouthia macha allah wax na ne que missionnaire la et tout Samba yàlla na yàlla barke. Aïcha ñu toll nag léegi ci ñaareelu ponk mi ñu dalal. maintenant on parle à l'auteur. moom day bañ écrivain mais tu as fait 5 livres. voilà justement. boo bindee 5 livres tu es écrivain. non même si tu refuses léegi man je te concède ça l'écrivain. Baye Makhtar. bàyyil auteur bi rek. les chroniques d'un éternel indigné. pourquoi. waaw en fait éternel indigné mi ngi jógee ci benn journaliste damay def ak moom interview en 2016 ñu waxtaan ba pare mu def son profil ci titre mu tuddee ko éternel indigné moo woo ko ni ko mais grand rek ma yëpp mun ma non demal ba ci kanam rek di nga xam ne laa expliqué parce que yow peut-être yow booy wax nit ñi duñu comprendre que dafa am yoo xamante ni da nga koy wax mi nekk ay principe ay valeur te depuis 2011 maa ngi lay suivre mosuma la gis nga def gauche wala nga def droite fi nga resté man ko bon d'accord donc mën naa ko jàpp comme benn affaire boo xamante ni bu positif la. maintenant depuis lors aussi boo ma waxtaanee nit rek ma ne l'indigné man leen déjà man conception bi ma am de l'indigné c'est pas quelqu'un koo xamante ni il est belliqueux wala dafa am un discours belliqueux c'est-à-dire koo xamante ni discours va-t-en-guerre la am wala quelqu'un d'irresponsable un indigné pour man mooy quelqu'un koo xamante ni il se bat pour la justice et contre les injustices donc de ce point de vue ñëpp ay éternel indigné nañu ñu bëri dañ may naan non pourquoi nga ni éternel indigné man leen non da nga bañ injustice man ma waa man ko da ngay xeex pour la justice man ko donc tu es un éternel indigné parce que tant que yaa ngi dund da ngay continuer di xeex injustice da ngay continuer di xeex pour la justice donc loolu moo tax ma tuddee ko chronique d'un éternel indigné nekk ay chroniques yoo xamante ne dama koy bind de façon pas quotidienne sax mais très très permanente di ko partager sur ma page Facebook je me suis dit que bon c'est vrai que réseaux sociaux yi am nañu benn impact bu positif mais aussi warul tax ñu dénaturer li nga xamante ne mooy valeur écrit parce que tey jii boo bindee def ci livre dina das alors que bu nekkee ay Facebook nit ñi déjà seen rythme d'abonnement du yem am na ñoo xamante ni dañ lay suivre tey am na ñoo xamante ni d'ici 5 ans après nañ lay doogaay suivre am na ñoo xamante ni suivre nañ la mais duñu sax gis yu bëri dañ échappé donc boo leen jëlee les chroniques yi nga xamante ni yaakaar nga ni ñoom ñoo gën a intéressante du moins nga partager ak ñoom dina tax ba ñoom dinañ mën a am loo xamante ni dinañ ci mën a sukkandiku loolu moo tax ma reprendre ko jël si li nga xamante ni je crois que mooy yu gën a am solo ci une année partage ko ak les Sénégalais. Il y a une phrase dans ton livre moi je suis dans la rubrique ici on se tutoie. Dans ton livre il y a un passage bu la marqué bu fort ci yow ban la ci. bu may wax mooy j'habite ce pays parce que texte boobu histoire la. ba mu ko bindee dama xëy suba gis le grand journaliste Baba Aïdara reprendre ko def ko sur sa page Facebook sans pour autant citer sama tur mon message ko ni ko mais grand texte bi sama texte la de maa ko partagé après à la suite ma gis ni site yu bëri reprendre ko kii ko jox ko Baba Aïdara ma message ko tontu ma mu vu ko ma commenté ko mu supprimer ko après mu bloqué ma ni wax c'est notre pote ouais bon j'ai pas compris son attitude en tant qu'intellectuel bu mag je crois que warul woon doxalee noonu mais après je me dis que peut-être bu demee ba koy xëccoo sax wala di ko jël c'est parce que y a un sens te loolu dafa nekk suñu société xam nga dafa am yu bëri yoo xamante ne dafa nekk suñu société genre hypocrisie la ñu baal ma ci wax ji saagoo ma kenn parce que ku ni suñu société c'est là boo xamoon samay waajur ak ñëpp dafa am loo xamante ni dafa nekk suñu paasan da ngay gis ni yu bëri dañ koy wootee gëm-gëm xoolal rek par exemple boo duggee ci car rapide wala nga dugg ci taxi yaa ngi ciy fekk ay photo sëriñ yu ne waaw ñu ngi jàkkaarloo photo sëriñ bi te dañuy saaga dañuy def du n'importe quoi te duñu mus a bàyyi xel ni lii ñu teg nii de di ko xool nit ku baax la kilifa bu baax da ngay gis nit nekk ci boîte de nuit di fecc ba mu neex ko xëcc benn turu sëriñ bàkkoo ko ñëpp kon ne di si way c'est-à-dire am na yoo xamante ni dafay paradoxal dafay doy waar donc yooyu tey jii loolu laa xawoon jël tënk ko def ko ci j'habite ce pays mi pays boo xamante ni bu doy waar la dafa am hypocrisie dafa am ay mbir yu doy waar dem fekk ay nit ñoo xamante ni peut-être mënal tuñ dara seen bopp nga taxaw di leen ñaan pour ñu fajal la sa soxla alors que nga waroon leen ñaanal yàlla yokk leen leer dafay poser problème donc am na yu bëri yoo xamante ni suñu société la
il faut que ñu jéem ko dénoncer parce que buñ mais malheureusement gars yi ñemew ñu wax parce que bu ñu waxee dañuy ragal ñu commencer di leen caricaturer wala di leen jéem a dénigrer je crois que il faut que à un moment donné intellectuels yu mag yi écrivains yu mag yi ñuy jéem a laal question yi nga xamante ni mooy des questions sociétales yu ëppal njëriñ askan bi que poésie baax na trop roman baax na trop yeneen baax na mais nañuy waxtaanee aussi li nga xamante ne mooy suñu société parce que am na ay factuels yoo xamante ni ñi ngi fi te yaakaar naa ni kenn waru ci fier. Le livre est sorti il y a un mois. Au mois d'avril 9 avril 2020. mu ngi jar. waaw xam nga Sénégal aussi Sénégal moom dañoo kii de dañoo fonkul téere et puis parfois ndeysaan nit ni la livre bi dafa cher. Par exemple il va à combien? Non du mën naa koy jaay xam nga livre bi. dafa am éditeur. éditeur bi moom mooy fixé prix bi. éditeur waay 26 €. waay 26 € boo xoolee presque 17 000 francs la. man ba mu koy jaay sax 15 000 laa ko doon jaayee. parce que je me dis que mën naa même bu nekkee man maay perte sax man dinaa ko jënd di ko jaayaat parce que nit boo bindee pour nit ñi lire ko la. mais malheureusement les gens te diront ouais non livre bi dafa cher am na koo xamante ne sax il me dit nan nga toogee dinaa da ngay kaasal askan bi et puis après ngay génne livre boo xamante ne askan bi mënuñu si jot. parce que 15 francs c'est trop cher. leen ngeen war a xam ni lii dafa am un coût. L'édition coûte cher. te du man maay déterminer le prix. am na ku ma ni livre Pape Alé bee gën a yomb man ko effectivement parce que moo gën a wàññeeku moo gën a néew ci ay page yi li muy gën a néew livre bi di gën a yomb. et puis am na ñoo xamante ni même bu livre bi prix public bi bu nekkee prix bu élevé ñoom mën nañ ko subventionné donc yooyu yëpp dafay taxaw. donc pour nga jaay ko sama éditeur bi moom fay dem Diallo Harmattan di ko nuyu moom ak waa Harmattan yëpp. lu ma njëkk wax mooy bu nekkee xaalis ngay wut génnaatal nank nga génn dem. c'est clair. parce que déjà li ngay dépense ci édition bi. 3/4 bi sax doo ko ci gagné. lan moo la ci kii mooy plaisir bi ngay am nit ñi di lay jox di leen jox ñuy lire say pensées. et puis dama gëm ni. il faut que nit ñi di bind. voilà il faut que nit ñi di bind il faut que aussi ñeneen ñi nga xamante ni ñooñu ëpp xam-xam fuuf aw ma benn prétention ñooñu il faut que aujourd'hui ñuy jéem a oser di jël seen plume di bind parce que boo bindul keneen dina bind ci yow te boobu moytuwul bu mu koy bind day fekk yow nga jóge fi. Et puis les écrits restent, la parole s'efface. Absolument donc ci côté boobu rek mooy valeur u livre en fait il faut que ñu delloo si waat mais malheureusement dans un pays où bi nga xamante ni mag yi duñu lire xale yi waxi noppi. xale yi de perte na kii boobu noonu habitude boobu. lu gën a kii rek aussi ñu am presse en ligne bu xaw a doy waar tey jii sama livre génn gisoo ci kenn ku ci def article bu ñu génne woon sama awa. dëgg la. mu nekk à la une de toutes les presses en ligne. mais est-ce que livre bi mën nañ ko am en PDF parce que comme léegi xale yi xam ne ni ñun on est tout le temps sur le net et aussi di profito di la wax ni Guigui la chanteuse ñu koy nuyu de passage mi ngi ma yónnee message ne mu ngi lay féliciter bu baax a baax ki ngay faral di suivre la donc moom incha allah dina ut ci livre bi donc ma sœur Guigui ñu ngi lay remercier aussi nee na ñun ñëpp sañse nañ aussi donc est-ce que ñun mën nañ ko xaar livre bi ci en PDF. waaw non am na version numérique mais man dama dul sax sawar di waxtaanee version numérique parce que gis nga gars yi bu ñu la bëggee saboote benn version numérique nañuy jëndee ko ci prix bu dul dara de 26 € wala moins de ça jël ko partagé ko léegi ñeneen ñi nga xamante ne dañ bëggoon dem jënd ji livre version papier bi sax dootuñu ko defati. da ngay gis ni Ousmane Sonko def nañ ko moom jëluñu sax version numérique bi dañoo dem. scanner livre bi def ko PDF di ko distribuer donc dafa nekk ay mbir yu doy waar parce que xam nga nit ñi nga xamante ni bëgguñu say idée di prospérer dañ lay fexe le tout ba li nga xamante ni da nga ciy def yaakaar nañu ni lii ngay suturaloo dañuy fexe pour ndaxsal ko moo tax ba aujourd'hui aussi sénégalais yi xamuñu valeur production intellectuelle ñoom yaakaar nañu ni ay livre rek ay caaxaan la donc boo leen ko waxee si saa dañ leen naan envoyé am PDF bi nga envoyé kii envoyé kii nga xëyaat suba sax ba PDF bi ñu delloo si wàll ko kenn nañ sa xëy suba envoyé waat ci yow donc loolu moo tax ba version numérique bi du ma ci sawar di wax parce que en réalité ñun pareeguñu ci internet dafa teel a dugg si ñun dafa teel a dugg suñu société te malheureusement une population boo xamante nee nañ la 50% yi kese ñoom ñoo jàng école ñooñu nga jox leen internet alors que internet de plus souvent ay langues étrangères la ay français ak ay kenn xamul donc nit ñi ngi koy utiliser te peut-être amuñu notion bi jàngaluñ leen ko xamuñu déjà gravité bu si nekk booy gis parfois yenn nit ñi di si def yenn challenge yi xamuñu ni loolu dafay des ci seen ngir dund yu bëri yoo xamante ni moo tax man je crois que il faut que ñu delloowaat
li nga xamante ni mooy valeur ancestrale yi gis nga dara du jël livre di lire di noter. loo noter ibbi sa dictionnaire xool boo ko xamul loolu boo ko xasee ba lire rek dafay nekk loo xamante ne du dañ. da nga koy téye demee ni beneen jàng. merci beaucoup du yam ak li nga xamante ne da ngay téye nii di manipuler di lire. jéeg sa benn message ñëw. nga wàcce jàll dem dafay kii dafay. wute daal moo ëpp solo. te yaakaar naa moo ëpp njëriñ. te dañuy gis ni en général ñiy faral di def lecture bi ñuy nekkee ay ndaw sax wala mag dañuy gën a dal ëpp gën a am xam-xam gën a am yitte it gën a organiser. waaw xam nga tubaab dafay naan on n'écrit que ce qu'on a lu. dara du wàcc asamaan si wàcc si suuf balaa ngay bind dara foog nga lire ko donc boo bëggee bind te doo juum nga bëgg wax te doo juum foog nga lire mais malheureusement xoolal tey jii suñu mag yu baax yëpp lan nañ lay wax dañoo bind bàyyi fi. dëgg la. yàlla suñu borom subhanahu wa taala ba muy wàcce alxuraan ak prophètam lan la ko wax jàngal. lan nañu wàcceel texte donc ñun bu ñu demee bay négliger texte ak valeur u texte c'est parce que en fait dañu commencer négliger xam-xam boo négliger xam-xam xam nga la ngay am mooy dirigeant yu la mépriser parce que dañuy jàpp ni amul une masse critique forte. xam nga lu am Sénégal nga koy gis parfois yow nga xamante ni da ngay xam lu xew ci yeneen dëkk yi mu lay metti ba à tel point que nit ñi yaakaar ni yow sa xol dafa bon wala da nga am problème psychologique wala da nga dof c'est parce que da ngay xam ne lii bu ñëpp jege woon Pa Assane du mënta ne mais yaa ngi koy wax sànq ci COJER. du ma sax tudd waay ju fa nekk mais imagine-toi ñu am une jeunesse boo xamante ni elle est malsaine xam nga jeunesse malsaine lan lay commencer mooy nga nekk benn subalterne. bëggoo lenn sa àdduna lu dul ay affaire de kii sa xaritu ministre bi laa wala maa war a défendre kii wala maa war a défendre kii am na situation bu ñuy toll Diomaye wax li nga xamante ne mooy xalaatam et puis bu ñu nekkoon ci dëgg nekk ci république. nga defee ni dinañ toog di naan président nañu jël signature am usurpé ko boobu ba tey le procureur il ne s'est pas prononcé c'est-à-dire bu nekkee document bi c'est un faux document lan moo tax boobu ba tey procureur il ne s'est pas autosaisi dañuy toog di imiter man sama signature sax ku ko imiter mooy yóbbu la yoon wax ma signature président de la République. mais Baye Makhtar pour wax la gravité de la chose bu fekkee ni que état wu Sénégal dañu dem ba ñu ne sunu président de la République dañu imiter signature am xam nga loolu lan la. bu doon États-Unis président bi dañ koy wàcce. yebel. parce que benn il n'est plus en sécurité moom. ñaareel bi dëkk bi amatul sécurité. c'est ça. ginnaaw nag nee nañ li tax mais boo autosaisir ci lii da ngay yokk coow kii bàyyi mu sedd rek dox si leneen. loolu la mën def. waaw moo tax di nga xëy suba ñu lay naan kii corona naan kii corona na mais gis nga corona bu fi gën a nekk. te gën fi doy waar dëkk bi mooy scandale yi fi ne. voilà si ceeb bi scandale démb ñu ngi koy waxtaanee je crois que 28 xaw ma 29 avril si lañ commencé distribuer ceeb bi ba tey ji yegg seegul am na ay localités yoo xamante ni gisaguñu sax ceeb. te dañ ni woon aide d'urgence nag moom weeru koor bi jàll na. ñi ngi jëm ci ut ak feebar bi ñëpp xam nañu ni tàngaay bu ñëwee feebar dafay wàññeeku. loolu moom du sax ay xalaat yu sori. les scientifiques l'ont dit feebar bi mënul dund ci yenn conditions climatiques yi. la preuve tey xool ci dëkk yi nga xamante ni ñoo gën a tàng Sénégal du ñu ni feebar du fa dugg de mais du fa def 2 semaines. ba mu duggee Tamba def fa 2 semaines. yaa ngi koy foo koy mënti dégg muy toog. Dakar la parce que Dakar jamono ji climat bi dafa xaw a tempéré. donc gis nga am na yu bëri yoo xamante ni Asma pour dellu si waat ci mbir mi rek il faut que nit ñi ñu def preuve de plus de responsabilité il faut que ñu am une jeunesse boo xamante ne dafa nekk une jeunesse bu désintéressé wu di liggéey te yàlla rek tax. tey boo nekkee ci camp pouvoir war nga nekk ci opposition waruloo tere ngay wax dëgg. voilà. benn parenthèse bu ndaw la rek ba may nekk di politique nekk ak Manko Wattu Sénégal ak waa FPDR. lu tax ñu dàq ma parce que nee nañu mënuma nekk ci opposition di kaas di tiiñal waa opposition ma leen mukk li may wax c'est valable pour les opposants c'est valable pour ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk au pouvoir li may xamul ay camp xamul ay affaire de catégorisation ñii nekk fii ñoom ñoo bon ñii ñoo nekk fii ñoom ñoo baax parce que lii moo ñu indi problème bi tant que nit ñi amuñu cette indépendance xale yi commencé jël seen responsabilité pour jéem a fexe ba am une masse critique forte Sénégal lu gaaw avance. la répartie.
vraiment dafa am solo sànq ba tey maa ngi koy déglu attentivement Pape Makhtar moom franchement chapeau à lui parce que bëri na ci ay jeunes yoo xamante ne peut-être sax am na ci foo xamante ne dépassé nañ ko ci niveau intellectuel mais moom ni muy raisonner ak ni muy gisee peut-être bokkul ak ñoom ba tax na moom dafa engagé wu à travers ces livres nii di bind li nga xamante ne moom mooy ay injustice surtout di relater yi ay faits yi nga xamante ne moom moo am ci société parce que loolu la ñuy gis que ñu wax ko muy man muy nanaa muy keneen ak keneen li muy dund bu ko mënoon a wax da koy wax mais amaana amul courage pour def ko mais yow nga koy def ci sa livre yi di permettre nit ñi di ko lire di ci bàyyi xel bu baax comme li ñuy wax rek lecture dafa am solo dafay tax nga génnee lépp lu nekk ci yow dafa thérapie la en même temps kii lire da ciy gis boppam da ciy yëg boppam donc looloo tax mu am solo mais paasan sa relation ak politiciens yi xarit la rek yow yàgg paasan moo ma sonal rek den nag man moo tax mais Pape Makhtar sa relation ak politiciens yi comme sànq yaa ngi koy junj tuuti buñ la déggee ngay wax rek dañ lay ragal naan yii kii moom ki dara mënu ko satisfaire lan moo tax ñu lay étiqueté mais est-ce que am nga aussi ñoo xamante ne ñu ngi la ciy félicité parce que ñàkkul ay autorités yoo xamante ne quand même ils sont responsables. gis nga ok bu micro yi fayee. caméra yi fay. ñëpp a may félicité. mais bu xam nga lu xaw a doy waar ci li may def dafay dem ba nit ñi duñu comprendre am na benn ministre ndeysaan bu ñëwoon suñu plateau ñuy waxtaanee nu belaan am na lu ndaw rek ma koy def question de relance rek mu yuuxu man j'ai pas compris ñu génn moom déposé ba suñu kër man maa ngi jégalu de sama jabar moo ma ni bu ma ñëwee ci plateau di ma attaqué man ko attaqué pour lan man non daf ma ni naa la attaqué balaa nga may attaqué man ko non dama la attaqué pour lan mu woo jabar ji passe ma ko c'est-à-dire pour te dire que nit ñi bu ñuy ñëw dañu am ay idées yoo xamante ni dañuy ñëw comme dañuy nekk sur la défensive balaa ngay wax sax ñu la yow opposant nga waaye yow ma fàttali de sa démb en réalité Rokhaya man dama transparent li ma jot a def ci politique yëpp dama ko bind sama premier téere je mel ni donc je suis relation bi ma am ak ñoom jàmm ak salaam la te li ngay wax noonu pour firndeel la ko dañu nekkoon maa ngi ko wat Sénégal président Macky Sall waroon recevoir opposition dañ ko bindoon lettre ci affaire processus électoral mu proposé ñu une rencontre man leen déet dañ koo bind kay mu tontu proposé ñu rencontre dañ ko delluwaat rencontre am boobu ni ko sëñ bi baax nga torop mais sa temps bi consacré ko Sénégalais ñun nga tontu ñu si liñ la laaj rek xanaa kay ma laaj la ni la nan la ñuy demee marché jarul nga may naan kaay sama kër mën nga ma tontu. les gens n'ont pas compris après ñu génn Decroix ak Oumar Sarr di leen nuyu au passage li ma non yow moom paa ko waaj nga da ngay dagg rek Oumar Sarr yi non bu ma ñëwee réunion gisuma la damay sant yàlla damay naan non tey moom dina yomb dinañ jàllale mbiri le président Malick Gakou aussi taxaw di waxtaan mun ma il faut nga def ba gars yi ñeme la man ko pour lan man soxlawu ma seen dara soxlaalu ma leen dara indépendance bi ma soxla daf may tere may dem di taxaw ci buntu kër kenn wala di fëgg buntu kër kenn mais loolu malheureusement les gens ne le comprennent pas les gens vont te dire que non saa waay dafay critiquer rek saa waay dafa négatif saa waay dafa lii gis nga les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas ils ont presque 90 ministres ay équipe pour la communication pour def seen propagande am na loo xamante ni nag même bu nekkee ñaari nit la war nañ leen mën a kaasal te bu nekkee loolu man nangu naa ko ñëw di wax pour battu ñooñu nga xamante ni seen kàddu du yegg ci nguur bi parce que aussi boo xoolee fan yi passé ñi ngi waxtaanee veuve yi nga xamante ni dañu bokk ci famille wala ménage vulnérable te pourtant programme distribution kit alimentaire boolew ñu leen si waxtaanee nañu handicapés yi waxtaanee nañu retraités yi donc ñooñu ñu bëri duñu wax seen ay problème il faut am benn Pa Assane am benn Pape Makhtar ñoo xamante ne dañuy taxaw di fàtte seen bopp di wax pour askan bi parce que askan bi aussi sonn nañu gis nga li ñuy wax nii nekkul loo xamante dañ koy inventé ku génn ci mbedd bi à moins que nga bëgg bañ a gis parce que tubaab nee na y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir à moins que nga bañ a gis di nga gis ni xale yi ñi ngi ci mbedd bi di yarwaan di nga gis père de famille ñi ngi ci mbedd bi di yarwaan kër goo dem bàyyi fa 2000 francs suba ñu woole ni la fan nga nekk dëgg la en tout cas Len on peut en dire. justement son livre je pense que ñu wax téléspectateurs yi fan la ñu mën a amee livre bi. waaw Harmattan ci maison d'édition bi boo fa demee ci VDN bi ñi ngi ko fay jaay man aussi ku yor sama contact ba ma woowee mën naa ko. numéro bi numéro bi kay Paasan bàyyi noonu rek. léegi ku ko soxla bu wootee des médias. waaw parce que xam nga numéro bi fan yi passé waa sama mbokk yi waa APR dañ may woo di ma saaga rek ñenn ñi di ma wax du n'importe quoi ndeysaan mais maa leen koy jégal na di profité ci weeru koor bi di leen baal àq
dernière question rek dafa am ku ma yónnee message ne ma sa début waxtaan da nga ne soxla woo xaalis ci livre bi xaaroo ci xaalis boog après nga ne version PDF doo ci dugg parce que boo ci duggee yenn commentaires yi mun nañ pousser ñenn ñi ñu bañ a jënd livre bi mais ñu xam ne aussi xale ñu ci bëri léegi ubbeetuñu livre internet bi moo leen gën a est-ce que tamit doo sóobu ci version peut-être benn nana bu balaa mu tëdd mën na jël temps même bu dee ñeenti chronique mu lire ko ci soogaa di tëdd comme ñi nga xam ne tey jii nii ñoom ngay waxal couche boobu noonu ñu ci bëri amuñu 15 minutes ñu demee jënd ji livre donc peut-être version boobu moom version numérique bi man dama ciy insister bu dee mën na nekk. non waxuma ni soxlawuñu xaalis ci livre parce que ku amoon sañ-sañ booy génne livre da ngay battre record de vente yi mais dañu ni éditeur bi moom ni bu nekkee xaalis nga si tax moo la si tax a dugal. doo ci gaaw génn parce que mentalité nit ñi la déjà comme nana yi boo leen waxee ñu ngi yor ay iPhone 11 de mais nangu ñu jënd livre bi jar 15 000 francs c'est-à-dire gis nga tout est question de lum la jaral gis nga am na yeneen yoo xamante ñoo gën a futile te pourtant nit ñi dañuy jël xaalis di ko ci def mais boo leen waxee livre man wax ma sama livre sax de boo leen waxee livre bu am xam-xam dañ lay naan non c'est-à-dire version numérique bi lan moo tax man duma ci sax sawar man dama gëm ni livre papier la gëwuma ay version numérique parce que xale yi man gëwuma ni dañ leen war a pousser ci ñoom lu leen neex dañ leen war a delloo si waat parce que gis nga paasan lu tax mu am niveau kenn du werante xam-xamam boo ko defee émission en France ma def ko wolof ak leneen ak leneen société mën na ko def politique mën na ko def parce que aussi dafa am formation dafa jàng mais bu ñu jëlee jàng bi bëgg koo def ci copier coller bëgg lépp li nga xamante ni nit ñi dañ ko doon wutee xam-xam nga bëgg koo bàyyi dafay poser problème daf du sotti donc gis nga livre man dafa am ay mag yu ma jàngal bu may lire dara dañ may naan xëccal dictionnaire nga teg sa wet lépp lii passage boo xamante ni dafa intéressant ci yow da nga koy jël nga souligner ko nga xool définition bi bu nekkee xamoo ko wala nga jël mémoriser ko livre kii bi Victor Hugo plus de 1000 et quelques pages dama ko doon parcouriser ba doon réciter sax ay passages yu dul jeex jamono yi may def terminal parce que en fait loolu lañ ma jàngal mais loolu tey chance boobu ma amoon du sax chance amour la woon ak passion loolu laa bëgg mu dellu siwaat ci nit ñi donc nañuy delluwaat ci version papier justement alors ñu dellu siwaat rek ci li nga xamante ni mooy point de vente yi ak ku bëgg ci livre bi nu muy def waaw ku bëgg rek no dem Harmattan Sénégal dina ko fa Harmattan fan la nekk Harmattan mi ngi nekk si VDN bi bu nekkee da ngay dem université balaa ngay yegg université noonu sa gauche sinon ku yor sama contact rek wala nga dem sama page Facebook les chroniques d'un éternel indigné boo ko contacter man dinaa def le tout ba ñu livrer la ko justement alors maa ngi la doon bàyyi ñoo ngi la doon bàyyi nga nekkoon di baalonte ak waa sa mbokku APR waaw di leen baal di baal internautes yi aussi parce que fan yi mën nañuy jël quoi mais maa ngi leen di jégal nag am na yoo xamante ni ça fait pas plaisir parce que tey jeunesse bi yaakaar naan waroon nañu gën a dugg ci lu am utilité te bàyyi yenn futilité yi tey Asma bu nekkee di liggéey baax naag baaxul bu nekkee di jéem dara dina sotteeg du sotti yow encouragé ko nga jéem a def ci beneen wàll bi lu gën loolu moo gën que ñiy toog di mokkewu et malheureusement dama gis benn tendance ci xale yu góor ñi laa ko gisee léegi dañuy toog di xaste dañuy toog di yàq der bu demee nag ba góor ñi nga xamante ni ñoom nañ doon wax ni ñoom ñooy maillon fortu famille yaakaaru avenir u Sénégal bu nekkee ci jeunesse bi nga xamante ne dañuy saagawaate dañuy tooñ dañuy nekk di wax lu ñaaw ci nit dafay poser problème joxuma kenn leçon man damay wax sama xalaat te yaakaar naa ni fëgguma buntu kenn amul kenn ki taxaw ci Sénégal ni ma Pape Makhtar ñëw na sama kër ni ma may ma lii wala may ma lee li ma am kenn xamul ma ko li ma ñàkk kenn xamul ma ko yooyu tey ji dafa war a nekk ci ñun ñëpp il faut que nit ñi aussi ñuy jéem a jàng di def preuve de retenue nit boo ko xamul bul ko juger yaa ngi tooñ di tooñ ñoo xamante ni defuñu la waxuñu la te li ñuy kaas amaana def luñ ko seen bopp man duma enseignant duma yenn kii mënoon naa toog fii tey jii ministre bu ñëw mën ko monsieur le ministre da nga def sa sañca bi rafet xaar bu mu pare mu yëgti dara jox ma ko mais bu demee ba ay ministre parcelle mi xam na li may wax bu ñu leen invité ñun Pape Makhtar bu fa nekkee du ma ñëw Pape Makhtar fait peur certainement waaye ñii nekk mais nag da nga leen sonal de
ça pose problème man sonal ma leen c'est-à-dire gis nga nana man lépp lu ñuy wax nañ ko wax ci xam-xam. justement alors ñi nekk France ak Italie ñoo ngi laajte ba xam ndax livre bi yegsi na ba foofu. waaw mooy Harmattan boo fa duggee am na ku ko jënd sax di ko nuyu au passage daf ñuy seetaan Gomis Pierre Gomis. moom daf ma xamaanuma ci Facebook juste la ma contacté ni ma man de dama bëgg livre bi Mouhamed Lam aussi Niger mi ngi may envoyé message ni ma dafa soxla livre ma ni ko da ngay dugg ci Amazon boo fa duggee dinañ la ko livre mais fu mu toog la toog États-Unis xama ban état la nekk encore jënd livre bi ñu envoyé ko mu photo envoyé ma ko. Parfait. donc loolu rek dafa nekk yoo xamante ni daf may encouragé bu baax a baax. Parfait, toutes nos félicitations en tout cas Papa Sam. C'est super. Magnifique. Alhamdulillah. Merci beaucoup Pape Makhtar Diallo mu nekkoon lu am solo mu nekk nag l'éternel indigné. Le livre il est pour moi. Celui-ci il est pour moi. D'accord, mais je le présente quand même. Hasma ñu ngi may wax ne ma. démb bi ñu fi waxi OMS. ñu ne xaritu professeur Dafaxay. ñu ne OMS li muy arrêté na hydroxychloroquine ak nangam. ñu ngi may xamal ne ma Italie ñoom xoolal faale wuñu OMS ñoom ñu ngay doxal. li gën a graaw. ñu waxaat ma ko encore. mu tëjee foofu waaw ñu tëjee foofu. Covid organique bii Madagascar di joxe. ndekete américains yi commandé nañ ci ba mu doy. espagnol yeeg français yeeg italien yi in petto underground. léegi ñun sunu njiit yi bàyyi leen xel. en tout cas am na solo ñaari internel indigné yi ku leen am si plateau temps bi da nga koy xaw fii ci ni tuuti. on vous remercie ce fut l'actualité. Merci Pape. Voilà donc et bonne chance. Bonne continuation. Il reste en notre compagnie. On fait place à la société. On retrouve tout de suite Nana Aïdara. Aïcha ñu fas yéene waxtaanee ci société li nga xamante ni mooy diffusion des fausses informations. asma dafa amoon benn ndaw su tudd Ngone dafa décédé ba mu décédé ñu gis ci internet bi ñëpp di wax ne dañ ko doon woowee Ngone Pata mu demoon ba loolu di ko déranger mu dafa amoon poids nag macha allah. mais c'était quelqu'un boo xam ne dafa doon assumer poids am léegi ba mu décédé ñu bëri di bind ni dafa dem commander en ligne benn remède boo xam ne pour mu jeex la remède boobu malheureusement moo ko rey ay waa këram indi ci ay démenti donc mën nañ seetaan reportage bi ñu wàcc ci plateau bi. Bambaay xibaar yaa ngi circulé ku nekk rek ak sa version yaa xam rek loo ciy indi coow li bëri si lool ñenn ñi di xamle sax ni yaramam bi moo la ñu bëri doon critiqué wa illaa rek di ko suy balaame loolee la mënula supporté ba tax mu xaru si waxtu ñeneen ñi rek di naan dafa am wa illaa ay garab ak ay tee yamu doon jël ngir jeex loolee moo am effet secondaire mu doon nag lu métti lool famille am ba tax ñu yëkkati si ay kàddu di leeral ñoom nag nee nañu lu ñuy gis ci réseaux sociaux yi ñu naan seen doom jooju di Ngone Diaba Mbaye lu ñuy critiquer yaramam wi moo tax mu ñàkk bakkanam xamuñ sax nu mu leen méttee gannaaw ba ci dara amulee benn cousinam di xamle ni day am lu ko métti lool buy liir lu ñuy wax ci génn àdduna cousinam bi nga xamante ne ni musul am complexe ci poids-am nga xamante ne ni wuute nag na ko ñu bari di waxee ci noonu muy leeral sax ni du doon jël ay comprimé wala leneen ngir jeex waaye diabète ba mu yore woon teeluñ ko rek xam ngir traité ko te ba mu génnee àdduna ba noppi lañu koy doog a xam si noonu cousine Ngone Diaba Mbaye bi di dànkaafu askanu Sénégal ngir ñu dakkal li nga xamante ne ni ñu ngi koy wax di wax lu ñu xamul donte sax dañu ko doon faral di tooñ si yaramam woowee nga xamante ne ni doonul leen doon faale moom moomee di Ngone Diaba Mbaye bu ñu sukkandikoo ba tey si famille am bu ñu amee rek luñ si mën a jàpp du leen lu dul dafa feebaroon ba ñu ko war a hospitaliser si noonu la analyse yi révélé ni dafa diabète te laata ñuy traité feebar wi la génn àdduna amul leneen du doon jël dara du tee du comprimé sport képp rek la doon faral di def ngir ñu dakkal li ni mel nag tax rek waa famille am indi yooyu leen
Aïcha Asma may remercier bu baax a baax waa Dakar Buzz Amadou Ba maa ngi koy remercier bu baax ñoom ñoo def reportage bu am solo bi donc lii luñ ci mën a jàng rek mooy internet influence bu mu am internet nu mu mënee yàq nit kenn mooy jël benn information rek bu ndaw bind ko publier benn affaire bu ndaw ci Facebook ay 1000-2000 personnes partagé ko te ce qui est malheureux mooy pour ñu ci bëri pour ñoom lépp lu ñu gis ci net bi rek dëgg la. donc il faut aussi ñenn ñi ñu bàyyi ko léegi diffusion fausse information dafa dem ba nekk loo xam ne Sénégal dañ ko banaliser mu looloo waral des fois da nga gis sax dara am ngay poser wu question est-ce que dëgg la tellement que ni on a l'habitude di wax loo xam ne ni du dëgg tey bu ñëwaatee ci ndaw si nga xam ne ni dafa décédé di Ngoné ñu koy jaale ay waa këram yépp moom du ay garab ñoo ko rey du da koo jël pour perdre poids ou quoi que ce soit diabète la boo xam ne da koo am muy yéex ko xam dafa yéex xam ne ni moom elle est diabétique donc loolu moo ko rey donc ñu gis fu nekk ñu bind nii moom de dañ ko doon stigmatiser dañ doon wax ni dafa am poids dañ doon wax li imaginer sa doom décédé nga am douleur boobu ba pare di dégg beneen lii à côté méttude boobu nan la war a lan la mën a joxal parent donc il faut tamit yenn yi ni nit ñi di ci bàyyi xel bu baax a baax nit du lu la neex rek da ngay toog ci sa ginnaaw machine di ko bind il faut qu'on arrête à un moment donné boobu ba tey nit ñi ñu ngi alerter il faut balaa ngeen di diffuser information muy site bi muy ki nga xam ne dafa toog këram muy influenceur bi ngeen toog ngeen def ci recherche yow boo toogee benn nana bu nga xam ne ci Instagram peut-être elle est très suivie wala benn Drazy wala benn Prési Cissé nga xam ne ñëpp leen di suivre léegi tey ñooñu buñ il suffit ñu wax benn affaire rek bu dee gëstuwuñ ko torop rek jeex na dafay dem day def benn bomb ñëpp dañuy xool donc il faut influenceurs yi sites yi ñëpp ñoo xam ne ni dañ leen di bàyyi di leen may nopp bu ñuy diffuser balaa ñoo diffuser ñu dem xooli ji groupe yi tamit même chose groupe de famille am na groupe boo xam ne groupe ay góor kese ñoo fa nekk am na groupe commercial léegi lu nekk ay système la pour propager yenn information yi donc c'est très très triste li nga xam ne ni moo arrivé ndaw si ni di massaw encore une fois de plus seen waa kër donc internet Pape Matar ci moment bi la ñu toll c'est triste c'est malheureux mais c'est ce qui se passe man partage publication sans pour autant nga vérifier si c'est avéré ou pas man bon je comprends plus. non mais xam nga mooy responsabilité bu ñu doon wax léegi xam nga tey jii bu nekkee paasan moo nekk ci ginnaaw du def loolu mais da ngay gis ni sites yi aussi dañuy suivre li nga xamante ni mooy li ñu soxla c'est-à-dire mooy li ma doon wax léegi sama livre intéressé wu leen de mais bu ñu wanoon sama sexe ñoom ñëpp ñu publier ko. parce que xam nga lu tax bu ñu wanee sama livre du ñu am ay clics les gens ne vont pas cliquer nit ñi léegi dañuy dem ba loo xamante ni lu bon la dañ koy partager xoolal vidéo yi nga xamante ni dañ koy def ay oustaz yoo xamante ni boom xam-xam nañu di waxte yàlla rek tax seen vidéo yooyu noonu doo ci sekk sax 1000 vues c'est vrai mais nga jël benn vidéo boo xamante ni soit à caractère pornographique lay doon wala koo xamante ni dafay toog di saaga nit ñi di wax li ko neex ti Pa Assane di ko yàqal wax loo xamante ni kenn mënu koo comprendre maanaam lu ñaaw di ko saaga di ko wax lu ñaaw merci mais xoolal vidéo boobu dañ koy partager boole ci di reetaan est-ce que du suñu nature alors mooy ressortir au galop c'est ça mooy li ma wax xam nga internet bu njëkk ba ñun dañ doon consommer da ngay soxla nga dem mu jox la information léegi ak réseaux sociaux yi yow nekkatoo consommateur da ngay doon koo xamante ni contributeur nga. acteur lan nga fay dugal li nga wax la fausse information te boo yàq deru nit boo jilloon par exemple nga bëggoon bind dara ci Nana Aidara mais dindil Nana Aidara nga def fa sa turu yaay nga xool nag di ko dugal. boo fa defoon sa turu soxna wala sa turu yaay wala sa turu doom doo ko def. mais parce que da ngay yaakaar ni yow kii mën nga ko yàq mais sa bopp nga yàq mais nit ñi aussi ñoom ñoo war auto-censurer parce que nit ñi bu ñu gisee ni yenn information yi nit ñi ñu ngi koy partager mais du am ay clic du am ay like du am ay commentaire parce que nit ñi tant que ñi ngi commenter di like gars yi dañuy continuer di def cette désinformation di yàq nit di wax du n'importe quoi ci nit te bu ñuy war a def li nga xamante ni moom mooy rectificatif la nga xool ci ay off nañ koy def même ci presse bu mag bi bu ñu lay yàq à la une lay doon bu ñuy démentir parfois sax duñ ko def noonu lañ koy bàyyee noonu. est-ce que du seen complexe d'infériorité moom tamit la ñuy non ñoom dañu nekk ci sensationnel en fait parce que on a comme l'impression que léegi suñu presse bi dafay suivre li nga xamante ni mooy suñu réalité fan yi paase rek ci Ramadan bi gis nañ ko da ngay gis ni comme nit ñi boo leen tegalee benn oustaz boo xamante ni day wax lu ko neex ñëpp dañ koy seetaan mais télé yëpp lay dem. parce que télé bu nekk audimat lay xool. yoonam newu ci contenu bi comme ñi ngi koy seetaan day indi kii mu ñëw toog mais ñan ñoo waroon tax ba kooku dootul ñëwati mais ñi seetaan la
du télé bi parce que tey Pape Matar boo ko invité ñetti personnes seetaan ko suba kenn dootu ko invité mais nga invité ko mu toog di wax ay tojangeem 10 000 personnes seetaan ko balaa may wàcc fii keneen woo ma fee ni ma kaay ñu invité la donc gis nga il faut ñun ñi nga xamante ni ñooy consommer information ak ñooy consommer télé xam ni télé commande la àndal. commande boobu pour lan la zappé ak fay. boo gisee ni lii amatul njëriñ ci yow nga fay ko parce que télé yarul kenn. yaa yaral sa bopp entreprise la te entreprise yëpp dañuy def bénéfice te nan lay defee bénéfice mooy audimat xool ba fexe ba li nga xamante ne da koy def nit ñi di ko seetaan. mais nit ñi bu ñu seetaanee lu baax télé tegal leen lu baax mais tant que ñu ngi seetaan lu bon dinañ ko yàgg di am ci écran bi te duñ si mën dara. Il y a peut-être un truc que je voudrais rajouter ici par Makhtar. baal ma Hasma jàng na ko ci aspect de visu. Moi je vais aller au-delà. Il faut se poser la question. Pourquoi on en est arrivé à cela? C'est ça. Il y a 20 ans, je me rappelle, j'étais jeune journaliste. dama doon gis ñuy titré mes amis du pop ils vont se rappeler gars dañ daan def tout le temps ci la ñu commencé les gros faits divers le fait diversier il a tué il a assommé il a le sexe le sang di commencé di fës ci presse bi xam nga avant c'est le journal Le Populaire qui est venu tendancieusement évoluer à 100 francs. Avant, le pop, c'était le Témoin qui faisait les bulles à 200 francs, 300 francs. Après, quand le pop est venu, on va peut-être féliciter Thierno Talla autant, qui a révolutionné, proposé 100 francs. Mom, Ak, Cheikh Tal, Dioum, Baratal, Youssou Ndour. Sauf que, ni journal bi yombé non, la quête effrénée de la vente poussait à ce que nous dem vers les off. C'est-à-dire, dem dans l'info banal. Pas Assane dañ ko romb mu sol marakis ñun ñii bokkoon na si ñi ko doon bind mu sol marakis Sandaga et pas Assane kon amul dal la et ça devenait quelque chose bu doon dugg si bopp nit ñi et moi tout jeune je disais attention le sensationnel de trop dafay influencer Pape Matar a constaté que nit ñi dañu gëm lu sensationnel mais sauf que nit ñi aussi la presse privée a beaucoup contribué à rendre les Sénégalais ainsi. Moi que sans presque se soucier, on a couru vers la quête effrénée du bénéfice, de l'argent. Pourquoi? Parce que justement les médias au Sénégal vivent une économie tellement difficile que amuñu choix. Ils sont obligés de vivre, de survivre. Et pour vivre et survivre, il faut de l'audience. Pour avoir de l'audience, il faut du sensationnel, malheureusement. Justement. Et c'est une société à commérage. De sorte que malheureusement conséquences yi mooy lii. ça revient on est une société à commérage. tey merci nguur bi nag kon nguur bi am na liggéey bu toll ni àdduna. dañuy dellu encore ci yaraat nit ñi ci éducation. c'est vrai. doy na waar lii moom Asma ñun chaque jour li ngeen di wax moo am ci réew mi réseaux sociaux yi saa bu ñu xëyee moom la ñuy xool sama genre yi dañuy xool ba gis luy buzz rek luy bomb rek moom la ñuy cliquer comme li Pape Matar wax mais c'est dommage. ba fait instant bii nii li nga xamante ne moom la ñu war a fësal duñ ko fësal toujours ci futilité yi ci deru nit ñi la ñuy nekk ak surtout information yi nga xamante ne duñ ko vérifier nga jàllale ko sa morom jàllale ko le temps yow nit ki balaa mu naan du man fekk lépp tasaaroo na ci réew mi bu fekkee lu bon la yàq nga àddunaam bu fekkente ne loo xamante ne tamit safaan la lor nga ko donc am na ci loo xamante ni surtout ñun ñoo war a bàyyi xel surtout Pape Matar man du ma yor sama internet bi xool loo xamante ne lu bon la ñu envoyé ma ko ma tasaare ko surtout loolu aussi dañuy ñun suñu jëmm bopp dañuy defaraat suñu jikko yi parce que am na loo xamante ne bu ñu ma ko publier ci sama sœur du ma nangu mu tas kenn ku ci nekk am na loo xamante ne sa proche peut-être mu ngi koy def mais bëggoo mu fës donc man duñ ma yónnee benn image ci Nana Aidara ma daal di koy tasaare pour lan bu ma xoolee sama proche rek wala ci man rek du ma ko def justement Nana pour revenir à la dame est-ce que ñoom xalaat nañu famille am tasaare fausse information ci ku xamante ne dafa dee ay mbokkam desee naqar est-ce que xalaat nañ ko. non xalaat nañ seen ay mbokk xalaatuñ ko parce que ndeysaan ñu moom yaayam sœuram ay cousine am nee nañ ñoom lii est-ce que gënu leen sax metti ko dëy bi nañ leen bàyyi ñu def seen dëy en paix instant bi ñëpp ay écrivain lañ ci Sénégal ñëpp dañoo nekk ay man daal comprendre ma il suffit nga gis kenn koo xam ne dafa am 20 000 followers rek yaakaar ni instant bii ni moo détenir monde bi il faut arrêter en un moment donné dañu ci profité félicité ñenn ñi comme ay président Cissé moom dafay lu am rek da ciy gëstu comme Morital ak yeneen da ciy gëstu pour joxe information bu baax bi parce que xam na ne c'est un influenceur donc il faut tamit site yi ñu bu ñu
compter nombre de vues rek ba di yàq àddina nit lii daloon nañu fii récemment ak ki nga xam ne jabar ji dafa décédé ñu dem ne dafa amee Covid mooy ki nekkoon France Italie justement Daouda Timéra Daouda donc xam nga yooyu noonu yëpp dafa xaw a doy waar lool donc nañ ci bàyyi xel balaa ngay partager publication xoolal gëstul def ci nànk ba pare soog a di partager beneen point bi nga xam ne nag bëgg naa ci ñëw asma mooy li nga xam ne moo xew Mista c'était Mista ay mineur ay xale yu ndaw vidéo bi man personnellement ñemew ma ko wane mais peut-être mun naa leen wan bañ leen yoree ba leen police ñëwee jël buub leen gàddu yóbbu mu nekk loo xam ne lu doy waar lool paasan ay xale lañ bu dee vidéo bi mun na jàll en illustration indi ay xale yu ndaw lañ amuñu 17 16 ans 15 ans yi sax matagul xale yi ñu fekk leen ci ñu nekk ci benn appartement ñoom ñëpp tëju di def noo xam ne daal man mënuma ko wax daal summeeku yaramu neen nekk ci lu leen neex yóbbaale seen alcool yóbbaale seen yeneen ak yeneen maanaam sàngara waaw sàngara yóbbaale seen yeneen ak yeneen donc boobu ba tey nag waa cité bi ñoom ñi ngi alerté nee nañ lii du benn du ñaar mu fay xew te pourtant cité Mista am na ay gor yu baax yi fa dëkk mais dafay dem ba léegi pour boo fa dëkkee sax gàccale pour yow nga ne man Mista laa dëkk tellement que lii nii li mu fay xew dafa bari mais fii dañ fiy taxaw tuuti parce que ñii ñëpp ay mineur lañ ñu nekk ci góor ak jigéen ay mineur gone yu ndaw ay gone yu ndaw bu doon woon seen kanam lu muy feeñ damay wane vidéo mais ñoom ñëpp seen kanam day feeñ ñu nekk à 2-3 personnes ci benn lal tu t'imagines jigéen ñu summeeku di twerk xaw ma ndax xam nga di twerk donc di fecc di def yoo xam ne di lëmbal donc mu nekk ay images yoo xam ne c'est tellement désolant man dama xalaat tey seen parents yi nan la ñu war a yeewoo gàcce gi ñu war a yeewoo nga xëy gis sa doom ci internet bi te ce qui est dommage mooy ñoom ndam lañ ko def ñoom góor ñi parce que ñoom ñoo doon sinap ñoom sax ñoo feeñal seen bopp boo xoolee à part dëkkandoo bi leen boole ñoom ñoo feeñal seen bopp ndax ñoom ñoo nekk seen sinap jàpp ni ñoom instant bi ni lii ndam la ñu jël ko di sinap di dugal ñu nekk à plusieurs ci benn appartement tëju ci période boo xam ne dañoo nañu na ku nekk toog këram. C'est grave. période boo xam ne dañoo nekk en situation de crise période boo xam ne dañoo ne ku nekk na nga téye sa doom fu sa doom di dem na nga xam fan lay dem donc fii daal la Sénégal toll en quelque sorte boobu ba tey maa ngi alerté saa su ma waxee ñu ne ma bàyyi xale yi mën na leen ñaari kanam la ñu yor bu ñu yor ci biir kër gi ak bu ñu génnee bu ñuy yor. dépravation des mœurs. ndox xeer. doy na waar. doyati na waar jommi nañu baasan moom dafa jommi te pareegoon na naa Pape Makhtar moom gis naa ko moom it am nga leneen loo yokk si livre bi. xam naa livre yi moom day yokk rek baasan ndax liñ fi Pape Makhtar ndax liñ fi war a wax dafa bëri. nana c'est dommage toujours doo xam ba xam parents yi doo xam. non lépp xam nga lan mooy ñëwaat. c'est grave Pasan. c'est extrêmement grave. parce que xam nga lépp la mooy ñëwaat nattuñu sax ni mu graawee. moins de 17 ans. à ce niveau. l'influence Baye Makhtar l'influence des médias l'influence des réseaux l'influence on pousse les gens vers ça léegi nag dafa am ko am haute responsabilité bi koo xam ni moo war a sécuriser moo war a pousse nit ñi éducation des masses. éducation des masses si aujourd'hui mais ci éducation des masses ma waxaat ko encore dafa am koo xam ni daf ci am benn rôle bu important. c'est le médium ce sont les médias dañu am rôle bu important et malheureusement ces médias tant que ñu ngi subir les affres économiques fiscalité bu élevée mbir yu metti charge yu diis ñoom audience bi la ñuy dundee foog ñu fay salaire yi publicité bi foog mu dugg audience bi lan la bu ñu nee des millions de Sénégalais ñu ngi xool Sen TV mais les annonceurs viennent à Sen TV quand ils viennent à Sen TV ben nous sommes bien payés si l'annonceur ne vient pas nous ne sommes pas bien payés et bu boobaa borom société bi day daanu donc kan moo war a jàppale borom société bi maintenant ki nga xamante ne mooy tax économie bi daal di dox mais kooku moo war a am talent il faut du talent au niveau de l'État du Sénégal il faut beaucoup de génie il faut de l'envie il faut de la bienfaisance de la bienséance de la bonté il faut de la hauteur de la grandeur de la magnanimité de l'intelligence. Ça, c'est le père de famille qui parle. Je suis d'accord avec lui, mais d'un autre côté, il faut savoir assumer ses responsabilités. Pape Makhtar, ses enfants. Bon, ces enfants, ils sont victimes d'une société bu leen abandonné parce que tey xam nga 3 instances de socialisation ñoo am benn bi kër gi la parents yi léegi joué tuñu seen rôle de socialisation da ngay gis parents yi bu ñu duggee seen kër
lijjanteetuñu xale yi. mooy lu naanaa wax léegi c'est-à-dire xale yi dañuy am double personnalité bu ñu lay woon si sa kalam ak beneen personnalité bi nga xamante ne dañ koy nekk si internet. et malheureusement contrôle parental amatul. kenn dootu jëlati téléphone doomam di jéem a xool lan lay xool ban contenu lay xool. loolu yëpp kenn defatu ko. beneen instant de socialisation bi nekk école mais école la nga ciy dégg fan yee passé avant école di tëj drogue nga fay dégg. yamba prostitution. ak couloir Louboutin. voilà nga gis nga dem sax bay dégg parfois ñu baal ma enseignants yi dañuy doxaan seen ay élèves te parfois sax élèves yi ñoo leen di provoqué. troisième instance de socialisation mooy média yi. voilà tey boo tuwirkee ñu jël la def la animatrice. keneen du tuwirk. non il faut qu'on se dise la vérité. ñaata nit ñoo taxaw di def challenge ji fecc yëngal seen i yaram yëngal seen i def ay danse yu sensuelles. ñu xëy suba def leen présentatrice. yow mi nga xamante ne da ngaa jàng communication yor say liyaasa mënoo liggéey. kee nga xamante ni fecc la def exposé yaramam keneen ki lu muy def xale bi. c'est-à-dire même man bu ma toogee di ko naan lii baaxul daf may naan kii waxi daf lay wax lii baaxul te kee di ci tedd. xoolal tey boo duggee TikTok li nga fay gis lu raw lii la. kii def vidéo bu bëggee am ay vues yu bëri wala bu bëggee am ay j'aime yu bëri mais awraam yi lay wane. nga gis barki démb aussi benn femme bi nga xamante ni dafa bëgg am buzz lan la def fi la newoon ci kër gi ay silibam lay sol. boo ko waxee mu naan ay xottu taatam lay yëngal kenn mu ci dara c'est-à-dire am na yoo xamante ni nit ñi koy consommer encore une fois la. nit ñi tant que ñi ngi dem ci yenn mbir yoo xamante ni amul benn njëriñ dañuy pousser nit ñi nga xamante ni seen xel yi matul parce que ñii man dama jàppale ay victimes nañu bu ñu nekkoon seen sago di xalaat yii duñ ko def. dafa mata dogguma la foofu mais gis nga ki ngay wax noonu femme bi ngay wax noonu pour te dire que ni sénégalais yii la ñu bëgg imagine toi elle est passée de 4000 followers 40 000 followers à 100 et quelques mille followers. bien sûr nit ñi dañoo dem ñoom ñëpp dañoo demoon buubandoo dem. ndax ay yëngal xoot est-ce que kon loolu suñu nature la est-ce que du ñun ñoo hypocrite ak suñu bopp mën a nax suñu bopp est-ce qu'il n'est pas temps de se redécouvrir soi-même et de se réorienter. gis nga tey am na oustaz sax yu ko comprendre. Sénégal boo bëggee exister. di waxtaanee sexe. ak di waxtaanee ay noon parce que les gens aiment se faire des ennemis. ils n'existent pas. boo toogee naan sa noon yi ñu jël ko statut parce que ku nekk yaakaar na ni ñëpp ay noonam la. te bu doon dem tour de famille sax dañ koy présenter ndax ñëpp xamuñu ko. moom yaakaar na ni moom mooy centre du monde. c'est-à-dire gis nga tant que égocentrisme bi nga xamante dafa nekk si ñun bu nekk bu ëpp mi ngi si ñun et puis nit ñi. tant que defuñu li nga xamante ni mooy introspection commencé ci man ku nekk di def sa propre jugement xool na nga yow li ngay def boo làqatoo sa téléphone buñ ko doon wanee dina la neex mais il faut à un moment donné nit ñi ñu dellu soit ci valeurs yi nga xamante ni ñoom ñooy valeurs yi fi nekkoon tey tant que delluwuñu fa xale yi nii dinañ def leneen parce que ci mag yi nañ koy gisee te boo gisee nag ki nga xamante ni dafa doon génne awraam di ko wane dem di nekk sénateur président de la république ñu jàng yore seen ay lijaasa mënuñu fexe ba jege président de la république bërki démb ñu organiser fi ngénte ci période couvre fa ñoo ñu libéré leen Karim Gueye di ko nuyu au passage taxaw joxe li nga xamante ne moom mooy kàddoom wax li nga xamante ne mooy li mu yaakaar ni mooy yoon ñu jël ko xañ ka njabootam tëj ko ci prison be wallaay nga defee ni dëkk boobu tey jii lan lay am di nga gis xale yi dinañ twerk dinañ def partout ak dinañ def lu ne du n'importe quoi dans ce pays parce que aussi dañ koy gis ci mag yi ñii di diriger ñooy def plus que de la prostitution te xoolal sànq maa ngi koy dégg ci rajo bi ñu ni prostituée bu nekk Guinée Bissau xaw ma bu jógee Guinée Bissau bu ñëwee dañ koy yóbbu justice au nom de quoi lan la def ñaata nit ñoo fi violé couvre-feu ñaata nit ñoo fi violé ay interdiction waxuñu leen dañ leen di dem di yóbbu ji yoon bu ñu paree ci faju bi ñu ni prostituée boobu noonu dañ koy yóbbu yoon pourquoi parce que prostituée la gis nga am na yoo xamante ni dafay poser problème te ñoom ñoo ko légaliser métier boobu. mais c'est ça c'est-à-dire même bu nekkee sax daf koy def ci benn anam sax yorul carte gi kenn xamul mais ñaata nit am na koo xamante ni Colobane lañ ko testé mu fàq daw dem këram ba wàllu jabaram te pourtant kooku bañ ko fajee ba pare dafa dem këram. dëgg la ak ñeneen ñoo xamante ni dañu jaar ci suuf. dugg ci biir dëkk bi indi fi feebar. léegi nga bëgg jël benn prostituée boobu bëgg ko def bouc émissaire bi au nom de quoi et pourquoi. justement mais moom maa client mi wuyu ji nañu rek. loolu defoon nañ communiqué de ne client nañ feeñu man client mooy feeñu ji laa xamul. waaye man li may ñëwaat fi may ñëwaat rek Asma mooy parents yi surtout nag bi pa góor ñi papa yi laay waxal
waxuma yaay de papa yi papa yi bu njëkk yi seen doom yi dañ leen ragaloon ba balaa ñuy wàcc sax balaa ñuy dugg ci kër gi seen doom yi dañuy daw ku nekk dem tëddi sa kër tëddi sa néeg réglé toog sa benn place wala nga jouer wala nga dem sa néeg nga dugg mais léegi papa yi est-ce que am nañu jot parce que tamit tout le temps bu ñuy wax éducation rek nit ñi ci yaay yi la ñuy gën a focaliser wu parce que dañuy teg yëpp ci bopp mère yi te fekk mère yi ñoo ngi wax lu ne ñu ngi koy def ba pare mais yaay ci boppam moom moo jege doomam ba am na loo xamante ne bu doomam defee bêtise sax mën na ko corriger mais dafay am loo xamante ne dafay des donc papa ji bu njëkk ba papa ji moom moo daan ñëw moom moo daan gérer yenn yi li yaay ji nag mënu woon régler yëpp papa ji moo koy régler mais léegi da ngay gis ñoo xamante ne seen parents yi bu ñu wàccee sax duñu leen gis xamuñu seen doom yi ci lu ñuy yendu te mère yi sax ñooy dem wuti léegi li ci ëpp ñoom ñooy dem di wuti donc papa yi waxuñu leen ñu nekk ay rebelle ba seen doom yi bu ñu leen gisee di daw mais dañuy waxtaan ak ñoom di leen xool di leen jege aussi di def yenn contrôle yi xale bu amee yenn âge yi da koy contrôler da koy topp xam nga ba 17 ans war nga ko mën a topp bu amee yenn âge yi peut-être mën nga waxtaan ak moom def ci boppam yëfi nit mu mën a xam li baax ak li bon mais xale yu ndaw yi góor ñi ci boppam ñoo war a léegi Aïcha ñu dem ministère door a yeggali Ce mercredi 27 mai 2020 le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 961 tests réalisés, 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,57%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 contacts suivis par nos services, 12 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Anne 1, Front de Terre 1, Parcelles Assainies 1, Ouest Foire 1, Cité Asecna 1, Guédiawaye 1, Mermoz 1, Mbao 1 et Touba 4. 21 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3253 cas ont été déclarés positifs, dont 1586 guéris, 38 décédés et donc 1628 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Assalamu alaikum. ñu ngi ñëw ci communiqué numéro 87 di leen jottali lim bii ñu am ci mbas mi ñu naan Covid-19 ci suñu réew Sénégal. ci bésu tey bii di àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de mai 2020 jot nañu résultat yi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak ñaar dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñetti fukk moom la ñuy wax contact mooy yi nga xam te suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di seet te di leen di topp fukk ak ñaar nag ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi tey Hann am na benn Front de Terre am na benn Parcelles Assainies am na benn Ouest Foire am na benn Cité Asecna am na benn Guédiawaye am na benn Mermoz am na benn yooyu yëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru ak Mbaaw tam am na benn ca Touba nemmeeku nañ ne am na fa gis nañ fa 9 cas communautaire ñaar fukki patient ak benn ñoom bi ñu leen seetee gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñaar fukk nag moom am nañ ko ci cas grave ñu ngi nekk ci bërëbu soetaas yi mooy maanaam service de réanimation ci l'hôpital yi ñi nga xam ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ñu ngi toll ci lim bi 3 junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett cas yi nga xamante ne am nañ doomu jàngoro ji mooy cas positif ci yooyu junni ak juróom fukk junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom benn 1586 mooy junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom benn ñoom wër nañu fanweer ak juróom-ñett làkku nañu mooy génn nañu àddina donc ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di faj ci bés bi tey ñu ngi toll si junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellu di ñaax askan wi ñu topp lépp looy digtal ba nga xamante ne bu ñu ko defee tey mbas mi ñuy wax Covid-19 mun a génn suñu dëkk maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.
voilà à l'instant Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom si boppam moo ñu defal le point du jour gannaaw ba ñu leen nuyoo di leen jaajëfal si ni ngeen di nekk au rendez-vous saa bu waxtu bi jotee ñu def ak taxaw seetlu ci mbasum Covid 19 gi ni mu ko waxee moom Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo di lu toll si juróom-ñeent téeméer yu toftal juróom-benn fukk ak benn ci ay test lañ jot a def bi ñu defee test yi ba noppi dañoo gis ne lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñaar ci boppam ñoo si amee jàngoro ji si ñooñee juróom-ñett fukk yi maanaam 80 yi dañu di ay cas contact li nga xam ne moom mooy cas communautaire yi ñu ngi toll ci fukk ak ñaar ñu gis leen nag ci gox bu ci mel ni kon Hann am na benn Front de Terre am na benn Parcelles Assainies am na benn Ouest Foire am na benn cité benn cas communautaire Cité Asecna benn Guédiawaye benn Mermoz am na benn cas communautaire tey Mbao benn waaye Touba ñëw am ñeenti ci ay cas communautaire ñaar fukk ak benn ci ñu nga xam ne jàngoro ji daf leen tëral jamono ji daf leen lottal wala sax ñaar fukk ay cas grave kon nag jamono ji jàngoro ji daf leen lottal ñaar fukk ak benn ñu fej leen ba nu wér bi jàngoro ji duggee Sénégal ak léegi bu ñu koy xayma ñi ko amee ñu ngi toll si ñetti junni yu toftal ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett waaye nag ñi nga xam ne fej nañu leen ba nu wér ñu toll ci junni yu toftal juróom téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom benn ñi jàngoro ji tëral jamono ji may àddu ngeen di teewlu ñu leen di fecc te wéraguñu ñu toll si junni yu toftal juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñi si génn àdduna nag ñu ngi toll ci fanweer ak juróom-ñett kon loolu moo nekk point du jour ñu ngi koy defee tey jii dañuy wutali sa Linguère fekk fa Mass Ndiaye gox boobee la ñuy defal li nga xam ne mooy taxaw seetlu gi gaañi fu ñu toll ci xeex bi Mass Ndiaye sa Linguère maa ngi lay nuyu. jërëjëf Mame Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal di la sant encore di kar li nga xam ne tey mooy émission Subatel bi mu di kar encore rek sur la situation du Covid-19 au niveau de la région de Louga. Louga a enregistré son premier cas le 5 avril 2020 donc mu am 34 cas am un décès 27 guéris ak 6 cas yu nga xamee ne ñu ngi nekk dans le centre de traitement au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga 6 cas yooyu ñu ngi jógee Linguère. Linguère nag bu luy amee maanaam autorités yi ñoo jóg taxaw temm nekk benn bloc pour xeex mbas mi mu bañ fay tab bi mais malheureusement le 16 mai Linguère a enregistré son premier cas mu nekk une caissière au niveau de l'hôpital Maguelo de Linguère 4 jours après maintenant mu wàllu toll ak 5 personnes donc présentement Linguère a connu 6 cas de coronavirus yoo xam ne dañoo positif un cas communautaire et 5 cas par contact ñetti góor ñetti jigéen malheureusement ñoom ñëpp ñu ngi liggéey fële hôpital Maguelo bu Linguère moo tax ñu ëppoon si personnel tey dañ leen mettre en confinement ñu mettre leen dans une situation de quarantaine mais bërki démb dafa neen ay tests alhamdulilah lu toll ak 122 personnes yoo xamee ne ñi ngi foofu mais ñoom ñëpp dañoo ñëw négatif moo tax fu ñu toll ñu ngi sant yàlla en tout cas lu toll ak une semaine Linguère n'a pas encore connu de cas moo tax ki nga xam ne tey mooy le préfet Mbassé Sène nekk le préfet du département de Linguère mi ngi ñaanal encore askan wi ñu respecter les gestes barrières maanaam di takk masque yi di raxasoo gel raxasoo saabu à chaque fois bu ñu génn si garab bi ñu dugg seen kër en tout cas loolu askan wi encore mooy ubbite école gi donc ko prévoir le 2 juin moo tax encore ñu ñaan encore une fois autorités yi jóg taxaw temm maanaam jox ay jumtukaay ñi nga xam ne tey ñooy jàngalekat yi ak élèves yi pour mbas mi bañ a law fi nga xam ne tey mooy département bu Linguère Mame Ndiaye. jaajëf Mass Ndiaye sa Linguère mu defal ñu taxaw seetlu foofee sa gox ba diggante Louga Linguère mbas mi fu mu si toll ak xeex bi it fu ñu si toll dañuy jógee sa Linguère wutali si Dakar waaye nag dañuy jàdd foofee nga xam ne mooy département bu Pikine Kër Massar Mbao lu foofee Idrissa Diémé dañu fay fekk bés bu yàlla sàkk mu ñu defal taxaw seetlu gi Idrissa Diémé sa département bu Pikine Kër Massar jàpp Mbao ñu ngi lay nuyu. Mambay gannaaw bañ leen yoo di nuyu waa plateau Subatel di wax ni point du jour corona mercredi bi daanaka point départemental lay doon xam ngeen ni ba mbas mi tàmbaleeg léegi am nañ ci 263 cas yu positif lu jëmee ci wàllu coronavirus daanaka gis nañu que district sanitaire bu Mbao moom moo fa ëppale ak juróomi commune am moom jamono ji ñu ngi ci à 93 cas yoo xam ne yu positif la fi nga xam ne moo nekk beneen district bu ñëw en deuxième position mooy bu Pikine ñoom la ñu ngi ci 79 cas yu positif Yëmbal ñoo tegu ci ak 56 cas yu positif Kër Massar moo ko tëj ak 35 cas yu positif waaye ma mbay seetlu bi benn la gis nañu que li ko dalee jeudi ba bésu tay bi le mercredi bi jàppale ni am nañ 45 cas yu bees yoo xam ne yu positif la li jëmee ci wàllu coronavirus ci ñeenti district sanitaire yu nekk ci biir département bu Pikine ci noonee sax gis nañ ni que am nañ ci juróomi cas yoo xam ne issu de la transmission communautaire la Kër
Massar am na ci ñaar Mbao am ci ñett ba tax na gis nañ ni que ñaari district yooyu nga xam ne muy bu Kër Massar muy bu Mbao mu polariser au moins 7 communes gis nañ ni que mbas mi ba léegi mu ngi wëy di fi law donte nag itam district sanitaire bu Yeumbeul gis nañ ni que foofee itam donte nag fan yii déggatuñu cas issu de la transmission communautaire waaye jàppale ni mbas maa ngi ci boobee district ak ñaari communes yi ko composé muy Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord donte nag Yeumbeul Nord quasiment lañ constaté ni que cas yu mujj yëpp fa la concentré wu moom Mbaye mu nekkoon tey point du jour boo xam ne indil lañ leen ko ñu fàttali ne rek district sanitaire bu Kër Massar muy bu Mbao muy bu Pikine wala sax muy bu fi nga xam ne moo nekk bu Yeumbeul ñoom ñoo polarisé département bu Pikine département boobule ba mbas mi tàmbaleeg léegi ñu ngi ci 263 cas yu positif li jëme ci wàllu coronavirus mu nekkoon point bu ñu leen indiloon tey ñu joxante dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro ci lu ñeel wàllu point corona. jaajëf Idrissa Diémé sa département bu Pikine moom lañ ci àndal bés bu yàlla sàkk mu defal ñu le point mbas mi nag umpul kenn ne am na nit ñi ñu ngi si faatu foofee sa mbaaw di ko fàttali Idrissa kon tey jii am nañ si benn ku nga xam ne moo si yokk ci cas communautaire yi nemmeeku nañ ko si buñ ne mbas mi am na yaakaar naa ne waa Guédiawaye duñu ko weddi ndax jamono ji mënees nañu wax ne ni ngeen ko gisee si image yi nii le maire ci boppam moom moo joxe xibaar bi ne moom si boppam dafa amee mbas mi ngi ci l'hôpital Dalal Jàmm daañ si dikkaat si yeneen jotaay xibaar si nu mu gën a yaatoo foofee kon nag mbas mi umpul kenn ne am na te nag am na ñu muy dal bu baax ku ci benn le maire moom Aliou Sall looloo tax foofee sa Tëngéej ay ndaw takku taxaw def benn brigade ndax xale yi bi ñu leen waxee ne bu leen dem ci l'école yi toog leen seen i kër lu ñu si jublu moo di ñu mucc si mbas mi waaye da ngay gis xale yi ni ñuy doxantoo ci mbedd yi di doo daaxee seen waajur yi bu ñu bëggee noppaliku di leen xamal ne génn leen ci biti ndax ñu mën a noppaliku loolee ci boppam tax na ay ndaw takku taxaw am benn brigade mobile lanu ko tuddee yor seen i scooter di wër ci mbedd mi bu ko jaree sax yor seen i xiir xale bu ñu dajal ci mbedd mi delloo la sa kër kenn si ñoom wala sax moom ci boppam moom mooy initiateur bi Pape Abdou lay wuyoo dafa jógee Espagne ñëwoon fii si doon vacances waaye nag mbas mi moo ko fi téye mu jël mu am initiative boobu benn brigade mobile Pape Abdou sa Tëngéej jokkul ma koy nuyu. asalaamaaleykum man la Pape Abdou citoyen sénégalais Rufisquois jógee Espagne ñëw donc bi ma ñëwee fii vacances si la ma fi mbas mi fekk bi ma fi mbas mi fekkee aussi di am information yoo xamante ne ni yu réel la foofu nag laa xam ne aussi comme que ñun ay citoyen lañ donc devoir citoyen daf ñu war devoir boobu moo poussé motivé ma ba ma dugg ci xar sama tànk tuway pour xale yi toog seen kër xar sama tànk tuway pour li nga xamante ne ni mooy mesure barrière yi nit ñi def ko ci lépp ci njëkk ak ci teraanga ci ñaan la ci invité la ci waxtaan ak yow ci jéem la convaincre ci protéger sama bopp protéger samay wéyjur protéger suñuy mag ci kaw loolu aussi si la li nga xamante ne nii mooy ñoom Njaay Ceeb Babou Kale si la aussi Modou Sarr si la Ababacar Sène ak ñeneen fekk sama dugg ci bon loolu moo ñu motiver woon te moo ñu continuer motiver ndax feebar baa ngi fi ba tey te tey aussi tey lañ gën di jàpp ndax tey la cas yi gën a bari mais aussi tey la nit ñi gën a relâché wu donc njaaxare la tiit la di ci woote nag bépp doomu aadama képp koo xamante ne nii citoyen nga rek ma lay woo ci sa devoir citoyen képp koo xamante ne nii tu es un nit nga ma lay woo ci sa nité képp koo xamante ne nii autorité nga aussi ma lay woo ci sa ci li nga xamante ne nii ñun citoyen ñun ñoo la ko dénk et kilifa yi aussi ñu di leen woo ci seen kilifte pour ñu woote taxaw ci mbas mi ñu jéem a respecté li nga xamante ne nii moom la fajkat yi wax te ñoom ñoo ci gën a am xam-xam buñ ko respecté nag ba ci biir ñu xool ndax dina wàññeeku wala du wàññeeku te am naa yaakaar ne buñ ko respecté dina wàññeeku ba ku nekkaat ci say activité mbir mi nag bañ koy commencé xaaruñu ci woon kenn suñuy propre moyen lañ doon dem ba tey am nañ benn brigade motorisée mobile ci kaw brigade boobu mooy dañuy sillonné ay quartiers yu bari sax bu jokkoon li ñu daan def par exemple 3 quartiers la mais léegi ñu nañ def 6-7 di intervenir
fu mu mënti nekk intervenir nañ Thiawlène ne woon nañ Kaakalam dugg nañ Santhiaba dugg nañ Médine Xeer Jokkul dugg nañ HLM dugg nañ Sant Yàlla ak yeneen yoo xamante ne ni daal au niveau de risque amuñu barrière loolu si lañ nekk si la ñuy xëy si la ñuy yendu si la bu ñu wàccee it si la ñuy. mu ngoog Pape Abdoulaye Wuyo si loolu la ñuy xëy si la ñuy gontu te si la ñuy wàcc mu di fexe ba ndaw yi duñu tambaambalu si mbedd yi seen i moto la ñu yor topp ci koñ yi fu ñu dem daal gis xale ñu dàq la nga delluwaat sa kër mag ñi ñu jébbal leen li nga xam ne moom mooy ay masque ñu mën a toog mucc si mbasum Covid 19 gi démb ni ñu ko nemmeekoo si Liberté 5 terminus ba xam nga ne jàngalekat yi fa lañ leen joxoon rendez-vous waaye nag buuxante bi na mu fa nekkee woon ndax dañu doon bañ rassemblement waaye foofee buuxante bu metti la ñu fa nemmeeku si jàngalekat yi ngir ñu dugg si bus yi loolee lu nekk mën na see judd tax na nag seen association maanaam seen i soxna association bi nga xam ne moom moo leen ëmb di dooleel nos maris enseignants ñoom nag yëkkati nañ seen kàddu di ñaawlu lu ni mel di xam ne kon ëllëg lu daal seen borom kër yooyee nguur gi la bee ba mu bàyyi si xel ndax lii gënoon moo di ku si nekk bus fekk la sa gox daal di lay yóbbu si bërëb ba ngay jàngalee Dieynaba Wade mooy seen jiit moom association bi ëmb soxnay jàngalekat yi di ñaawlu lu ni mel ñu teewlu ko. maanaam ñun ñëpp ñu ngi seet ñu ko turam ak santam lii ko nuyoo bi suñu borom kër yi enseignants yi ak seen secrétaire généraux yi dafa am ñu gis ci moom metti ñu lool parce que presque léegi mu mat weer ñoo ngi naan suñu borom kër yi dañoo war a rejoindre fa ñuy liggéeyee parce que feebar bi dañoo ne bëggul ay dajaloo te suñu borom kër yi dañoo dajaloo est-ce que amuñu ay conséquences yu ñëw ci ñoom léegi pourquoi pas ba ñu xamee dajaloo bii comme par exemple Dakar yu njëkkee waa Rufisque am nañ arrêt bus yu teg fa benn Guédiawaye am na ko Pikine am na ko et cetera yu teg fu nekk arrêt bus Thiès ak Diourbel nga xam ne rassemblement boobu ñuy wax kat du fa am lenn tamit mu metti ni parce que am na suñu borom kër yi comme tey ñu la yóbboo Thiès yow jàngale woo biir Thiès nga nga la jàngale ca village ay kër aale wala Pekes wala Cil Maxa lan moo lay yóbbu Pekes ak Cil Maxa est-ce que ñoom dañoo teg ay conditions yu yóbbu suñu borom kër loolu tamit c'est à revoir ñuy ñaan yàlla nag état Sénégal ngir yàlla war a suuri jàppale leen suñu borom kër mu ngoog loolee jàmbatu soxna yi nga xam ne ñoom ñoo tënku ci ab kuréel di soxna jàngalekat yi di ñaawlu rassemblement wala buuxante bi nga xam ne gis nañu ko ni ki démb foofee sa rond-point Liberté 6 Liberté 5 fañ doon jëlee jàngalekat yi si ay bus doo leen yóbbu si diwaan yaa ñu war a jàngale jee ni ñu koy defee dañuy dem sa biti réew gis nga ñu xool jàngoro ji nu mu fay wéy di dicté ay lois ci Afrique réewu Afrique yi bu ñu koy xayma lu toll ci 1 million wala sax 113 970 maanaam téeméeri junniy toftal fukk ak ñett yu toftal juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ci ay doomu aadama la jàngoro ji laal ñi mu faat ci réewu Afrique yi toll nañu si 3270 àdduna bi wërngal këpp ñi jàngoro ji laal ñu ngi toll si 5 518 905 ñi si génn àdduna ñu ngi toll si 345 296 mu di ci àdduna bi wërngal këpp kon jàngoro ji nii la ñu si toll kon nag ci àdduna bi mu mel ni kon dañ leen di fàttali ne tey Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo ñu defal le point du jour point bi nag li mu ci xamle moo di lu toll ci 961 juróom-ñeent téeméer yu toftal juróom-benn fukk ak benn ci ay test la ñu def bi ñu ko defee ba noppi jàpp leen ne juróom-ñeent fukk yeex ñaar yi dañuy ñëw dikk amee jàngoro ji si ñooñee juróom-ñetti fukk yi dañu di ay cas contact fukk ak ñaari di ay cas communautaire yooyee benn bi mi ngi dëkk sa Hann benn bi Front de Terre Parcelles Assainies am na benn Ouest Foire am na benn Cité Asecna am na benn Guédiawaye ci boppam am na benn Mermoz benn Mbao am na benn cas communautaire Touba moom ñeent ci ay cas communautaire ñaar fukk ak ñeent wala ñaar fukk ak benn jot nañu leen a fecc ba nu wér ñaar fukk nekkaat di ay cas grave maanaam ñooñu jàngoro def leen lottal ba ñu nekk Sowétas bi jàngoro ji duggee Sénégal ak léegi ñi mu laal ñu ngi toll si ñetti junniy toftal ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett ñi ñu fecc ba nu wér ñu ngi toll si junniy toftal juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom benn mu mel ni kon ñi jàngoro ji tëral jamono ji àddu ngeen yi teewlu ñu toll ci 1628 ñoo nekk sous traitement
fanweer ak juróom-ñett ñoom ci boppam ñoom la jàngoro ji faat niki démb sa Wakaam maire ba ci boppam ñu ngi koy dégg si benn direct mu def ci Sen TV di xam ne kon am na benn cas communautaire bi nga xam ne dañ koy defal test laaj test yi di génn daw na jamono ji kenn gisu ko te test bi dafa positif kon waajoojo ñu ngi koy wër ndax mi ngi Wakaam ba tey ndax mi ngi ci yeneen gox yi en tout cas dem na ak jàngoro ji di coronavirus ñu ngi koy wër na gisaguñ ko mu di benn cas communautaire yenn saa dina ci baax na ñuy joxe information ngir askan wi gën a mën a moytu jaajëfal leen bu baax ci teelu bi rendez-vous bi ëllëg lay doon 10h ci beneen point Asma. ma di la jaajëfal bu baax a baax waaye di la nuyu it. waaw ma lay nuyu bu baax Asma. waaw dëgg la jotu ñoo nuyante ñu tolloo woon ci société te société bu ñëwee rek wax ji dafay daal di bëri ndaxte askan bee ñu ñor. non boo dajalee Pape Matar dajale Pa Assane. waxtaan day am solo. dëgg la waaye Alioune Sall gars yi daal ñoo ngi koy tooñ ci réseaux sociaux yi ne ko yàlla bu ko dara jot ndax suñu ay 400000. waa askan wi xam nga nag boo amee nee nañ boo amee bor ci boppam da ngay gudd fan. dëgg la nag Alioune Sall dafa amee bor. askan wi ñooy laaj seen i 400000 mais ku amee bor daal dañuy lay ñaanal nga gudd fan. justement en tout cas ñu di la jaajëfal ñu dig dajal ëllëg ci beneen point Covid. à demain incha allah Asma. incha allah rabbi nee na ay dara ñu desandi woon ci yow ci gune yi. lan lañ leen mën a def rek ngir rek ñu tegu ci yoon wala état la wala gune yi la. Asma dafa am benn mag mu wax lu important nee na ma nanaa boo gisee léegi jamono demee nii. c'est parce que bu njëkk ba. canal amul woon ba canal amee la xale yi yàqu ma ne ko li tax loolu mu ne ma ci ngeen xam lan mooy MTV ci ngeen xam lan mooy 3TV ci ngeen xam leneen ak leneen ak leneen mu ne ba mu desee ñu ni neen ñun suñu biir ay télé Sénégal kese amoon fi yi xale yi xamuñu ko woon donc boo xoolee xale yi li ñuy def ci vidéo bi yëpp li nga xam ne ne rappeur américain yi dañ koy faral di def ay Cardi B ñoom seen moom lañ nekk di testé nii twerk toog ci kaw góor def ay partout genre yooyu noonu donc loolu moo ko waral jàngatu mag la nag te mag lu mu wax rek am na fu mu ko teg donc Asma ma leen di remercier tey loolu laa leen indi woon ñaari ponk yooyu noonu di souhaiter un joyeux anniversaire à May Ndiaye sama goro boobu noonu maa ngi lay ñaanal gudd fan wér santé yow daal yaa xam li nga bëgg sa njaboot yëpp yal na la ko yàlla def yàlla bu ñu séddalee dara sa ginnaaw meer amin ya rabbi bu ñu jógee ci société ñu di la jaajëfal bu baax a baax dañuy daal di dem rek ci suñu premier clip du jour boole ko ak suñu page publicitaire et on revient sur le plateau. xabaar suñu partenaires yi waaye it ñi ngi waaw kay nag équipe technique noonu la ce sont les aléas du direct ñu di jaajëfal bu baax a baax daal suñu partenaires yi c'est samedi soir reprend de belle et donc attendez-le samedi soreetul kon xaar lañ ko bu baax a baax incha allah ñu nag ñu desandi ñun ci Subatel ñu tolloon nag après publicité waaw fu dul de ndax yaa ngi ñëw. waaw. une parenthèse dama fàtte sànq te maa ngi si jégalu bi ñuy tàmbali. justement wax dina gën a jib tuuti rek waaw kay. Aziz baal ma de Abdou Aziz maa fay sa micro baal ma xam nga habitude rek réflexe boo waxee pare fay micro bi dafa am lu ma fàtte sunu mbokk Evelyne Mandjouba dafa ñàkk son père. donc ñu koy wax di ko jaalewaat bu baax. di ko wax massa. Michel lu metti la donc yal na yàlla kàttanal famille bi. et puis àtte ko ci yërmande mi gën a kawe. ak Michel aussi qui a perdu sa grande sœur. donc vraiment Michel di technicien fii ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale au nom de tout le monde. yal na yàlla xaree leen àjjana te may ñi ci des xolub muñ ndaxte ñàkk ku la jege moom rawatina papa dafa métti kon nag massa yal na yàlla xeb dolli saraxam yàgg seen loxo te yàlla may leen kàttanu muñ li ñu desandi ci Subatel fu duggee échauffé wu nga amiin waaw Asma dama doon échauffé wu parce que tey damay dugg ci kër yi dem ci bureau yi dem ci marché yi dem ci fépp foo xamante ne rek dañuy soxla femme de ménage ndaxte jamono ji mënu la ñàkk. Parfait, on te retrouve alors tout de suite dans Astuces ou savoir-vivre et savoir-être. Alors ñu fas yéene waxtaanee comportement et qualité d'une bonne femme de ménage. Voilà une bonne femme de ménage nag moom la ñëpp bëgg mu bokk na ci ñi nga xamante ne dañuy mel ne ñun duñu am jot ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi bëgg ku leen jàppale ndax xale yaa ngi fa ñi nekk ci société yi bëgg bureau yi di set lépp di set ñun ñooñu la ñuy àndal ñi nga xamante ne ñooy ay femme de ménage ñu ngi nekk ay jàmbaar nag nekk na liggéey boo xamante ne yombul waaye tamit bëgg ko peut-être looloo leen ci dugal ak parfois nécessité moom moo tax ñu koy liggéey ndaxte jamono
jamono ji parfois dañuy gis ne liggéey dafa ñàkk ba tax na da ngay gis koo xamante ne danaan la lu ma am baax na am na ñoo xamante ne aussi dañ koy def par passion ndax te nekk na liggéey yi nga xamante ne boo ko bëggulee rek munoo cee yàgg da nga koy commencer rek waaye du ci yàgg parce que da ngay daw ci service su nit ki daw ci service su ki nga xamante ne moom moo la jël moom moo xam ca bureau ba moom moo xam ca kër ga wala fépp fu nit mënti nekk rek soxla ku ko dimbali koo xamante ne daf koy jàppale ci liggéeyu kër gi bokk na ci nag bu ñuy tànn femme de ménage maanaam ku ñu liggéeyal dañuy am qualité yoo xamante ne bëgg nañ koo seetlu ci moom ba tax na yow mi nga xamante ne bëgg nga ko liggéey yow mi nekk si kër gi di ñu seetaan bëgg nga ko liggéey dafa am qualité yoo xamante ne moom moo ci jiitu ndax booy dugg kër jàmbur ba ngay fëgg société jàmbur dafa am benn comportement booy mel ba tax na boo fa demee dañ lay wóolu dañ lay dugal seen biir ba tax na da ngay bokk ci kër gi di liggéeyu kër gi def ci am solo femme de ménage nag nekk na li nga xamante ne ku ko am rek da nga jikko bi la ci gën a neex ci nit ki mooy bokk na ci koo xamante ne dafa am respect ndax am na ci ñoo xamante ne dañoo yaru ba fu ñu dem rek même bu ñu mënul li ñuy def sax dañ leen di jël respect bi am na ci solo waaye tamit ak yaru bi yaru ndaxte nit ki foo dem rek yóbbaale sa yaru da ngay am chance ñu jël la liggéey nag ci domaine boo mënti nekk rawatina nag domaine femme de ménage waaye tax na li nga xamante ne war nga ci bàyyi xel bu baax moom mooy discrétion am na ci ñoo xamante ne dañuy dem di liggéey fenn te dañuy sopp fu ne ñu bëgg faa dugg ñoo xamante ne mënuñoo yàgg ak seen jànk ki leen di liggéeyal ndax bu ñu nekkee sax ci biir néeg bi di waxtaan ak seen jëkkër ñuy rombulu wala bu ñu amee seen goro wala seen bàjjen ku leen seet si ñuy rombulu au lieu ñu def li ñuy def dem nekk si seen coin yeggale seen liggéey dañuy bëgg a sopp bëgg a dañ kumpa lu ne ñu dugg ci loolu aussi bokk na ci li ñu war a bàyyi xel bu baax pour ñi nga xamante ne moom la ñuy liggéey mais aussi ponctualité bi dafay am solo am ñoo xamante ne fu ñu mën ci nekk dañuy tardé bu ñuy liggéey dañuy tardé yow ki la jël pour nga liggéeyal ko bu la fixé les heures da nga koy respecté ndaxte boo ko respecté wul amaana man mi war a liggéey di la xaar pour dénk la sama kër dénk la sama njaboot boo respecté wul heure bi dafay doon lu jafe ci man ba tax na mën nga ma indil ay gàllankoor ba parfois yenn patron yi dañuy réagir noo xamante ne rafetul ci kanamu ñi leen di liggéeyal ba tax na sa parfois dañuy foog ne dañ leen di xeeb mais du xeeb parce que yaakaar naa nit ki boo respecté sa liggéey kii lay liggéeyal waru la mën a yàpp benn yoon te liggéey la comme bépp liggéey da ngay liggéey ñàkk jariñu ñu fay la sa xaalis fin du mois nga daal di dem sa yoon moo tax am na benn melokaan boo xamante ne yow mi di wuti liggéey war nga ko mel bokk na ci ñi nga xamante ne dañoo aimable fu ñu mënti nekk dañuy reetaan di sourire dañuy joxe joie de vivre ci kër gi nag am na ñoo xamante ne xale yi bu ñu leen gisu sax dañ leen di laajte ndax ñooñu ay jànk yu baax lañ dafa jafe nag ci réew mi ndax da ngay gis koo xamante ne dox daje la rek koo xamante ne day ñëw indaale ay jikkoom doo xam fu mu jugee dafa ñëw bëgg liggéey nga jël ko pour mu lay fompal wala mu lay liggéeyal donc dafa am noo xamante ne war na ko nekkee bu bëggee yàgg ci kër gi bokk na ci aussi set bi taamu nañ ko loolu ba tax na am na góor ñu bëri asma bëgguñu jànk di leen toggal ndax nee nañ jànk yi parfois duñu set bi dafay des wala ñoom seen jabar ni mu mën a sonnee ci kër gi wala seen doom togg bi ni mu koy raxaseek yooyu ñoom mën na leen cee bañ a fekk dañuy përëx yi rek seen heure jot ñu ne 16h jot na bàyyi ñu wàcc gaawantu bool yi raxas ndab yeeg yooyu ba tax na am na ci ñu bëri loolooy tax duñu gaaw a am liggéey mais aussi capacité d'organisation dafa am solo bu fekkente ne yow liñ la sëf ci liggéey li nga encaissé yow yaa ko nangu sax ndax sëfuñu la ko yow mi waxaale ba ñu jël la ne la da ngay xëy telle heure boo xëyee da ngay defar ndekki defar añ togg reer doo ko fee bàyyi il faut nga am organisation parce que yow tamit da ngay ñibbi ci sa kër bu fekkee da nga war a jaar ci tailleur bu wala bu fekkee da nga war a dem seeti sa ay mbokk ak yooyu noonu foog nga am organisation bokk na ci femme de ménage soxlaa nañ ko noonu ndaxte instant bi dafa indispensable jamono ji nag liggéey yi gën a metti gis nañ ne moom la ñu gën a néewal doole donc bokk na ci femme de ménage yi nga xam ne dañuy sonn ñoom ñooy bale fi tilim li nga xamante ne yow danga koy rak bañ a def wala parfois nga tayal koo def wala munoo koo def ndax amoo njëriñ ñu ñàkk njëriñ ba mel ne man dañuy wut jànk tout le temps mu leen di topp donc kooku lay liggéeyal war nga am bën bët boo koy xoolee ba tax na am na ñu ci bëri asma dañuy dem di ko liggéey parce que comme li ma wax sànq rek dañ koy soxla wala amuñu liggéey moo ñàkk moo fi sës ñu ne bàyyi ma dem kër nanaa fëgg ko ndax mu jël ma am lu ma fayee ko fin du mois mais aussi am na ci liggéey nekk la liggéey boo xamante ne dañ koy gis ci restauration ak hôtellerie daf ci bëri lool te ñoom duñ la jëlee noonu amul benn asma ñëw koŋ-koŋ rek ñu jël ko da ngay am au moins benn niveau bi nga mën a sa jàng am fu mu yem pour nga mën a ñëw wala am na sax yenn formation yoo xamante ne mën nga ko def pour ñu wan la mën a jël mu yaa xam ci togg bi wala ci ménage beeg yeneen yu ni mel nekk ci bureau yeeg yooyu mais aussi am na ñoo xamante dañuy assister personnes handicapées yi ñooñu aussi dañu am ni ñu war a mel ba tax na bu ñu demee di liggéey seen am liggéey dafay yomb ndax nekk ci dëkk bi bëgg liggéey te amoo ko remettre sa bopp en question dafay doy war rawatina nag liggéey boo nga xamante ne compliqué wul noonu ci wàllum dossier ak lu ñu lay laaj ak yu ni mel da ngay ñëw rek indi sa jikko bu rafet ñu war laa mën a jël war laa mën a wóolu pour dénk la xale yi. mais Rokhaya léegi nag jànq yi ñu xaw dëgër bopp de. mais Rokhaya sax waxuma la daal mais da nga wax ñaari point yoo xam ne pour man
waxuma la sa jànk mooy jikkoo képp koo xam ne mooy liggéeykat. discrétion ak politesse. gis nga jànk dina nekk ak yow liggéeyam du sedde mais tellement que dafa yaru dafa am teggin tellement que ni tamit dafa discret parce que kër tamit des fois nga gis villa boo xam ne sombi la ñuy reeree. di ko añee di ko ndékkee Masamba du yëg ma Demba du yëg dégg donc ku ko mën a génne rek mooy ki nga xam ne daf leen ganesi. te ganesi googu en général jànk bi la donc boo amee jànk joo xam ne dafay tasaaroo di wax tout le temps loolu moom problème mënu koo gën a rëy am na jànk yoo xam ne ci borom boutique bi la ñuy dem naan àbb rek lay def lépp rek lay def luñ ci ne moom ñoom ñoo la koy génneel donc loolu dafa am solo trop ñaari point yooyu pour mu nekk ci jikko ki nga xam ne yow yaa ñëw ci kër pour liggéey si boo ko melee moom amaana sax sa liggéey comme ni ma ko waxee munoo ko mais tellement que ni dañ la fay jox cër dañ la fay jox gëdd dañ lay respecté ba dañ la mu obligé garder am na ñoo xamante ne fu ñu liggéey dañ fay yàgg am na jànk yoo xam dañuy def ay 10 ans 15 ans ay jànk yoo xamante ne dañuy yàgg ci kër parce que ñoom dañuy dem ba dañuy bokk ci famille bi am na ci ñoo xamante ne nag bu ñu fëggee kër Pa Makhtar bëgg ñu jël leen jabaru Pa Makhtar danaan diw kii du ma ko jël kii fii la doon liggéey kii nettali rek lay def du ma ko jël wala kii setul kii wala kii day ñëw day charmer sama jëkkër fekk du loolu comportement bi la surtout aussi attitude bi am na ñoo xamante ne dañoo féex maanaam li ñu nekkee seen kër moom la ñuy bëgg a yóbbu fépp fu ñu dem man du ma nekk sama kër di fa sol sama yu oyof robe yooyu nga xamante ne damay fël-fëlaale nu ma neexee may dem di liggéeyal jàmbur dem liggéey koo xamante ne mère bu compliqué boo xam ne wala ku fiir ba mel ne man nga dem di liggéey këram kooku boo fa demee day pour nga nekk foofu noonu dafay jafe moo tax surtout tenue bi daf ci am solo nag parfois yow doo ko jàppee dara mais ku nga xamante ne dafa fiir ku mel ne Binta wala keneen ak keneen mën na ne yow da nga ñëw ci këram pour am na loo fi wut liggéey si woo te fekk tenue bi aussi dafay poser problème moo tax tout le temps comme dañuy gis yenn dëkk yi en Europe seen jànk yi dañ leen di wutal tenue de travail bu ñuy sol ci entreprise yi aussi ñu ngi koy def parce que boo xoolee ñu koy def juste pour gën a rafetal li nga xamante ne moom mooy liggéey bi parce que nit ñi yamuñu am na ñoo xamante ne dañuy fiire seen jànk yi tenue de travail paasa na ngi so dañ la war a wutal tenue de travail dëgg la dëgg la te xam nga tenue bi sax xam nga tenue bi lii tamit il faut ñu taxaw ci parce que ba nga xëyee ba tey ma ne dañ leen a war a wutal tenue de travail ba nga xëyee ba tey lan lañ def waaw sol tenue yu jot yu est-ce que doo ñu wàcc tamit moom daal paasan daal bu ñu nekk woon ci télé bi interdit de sol ma ne daal du ci xelam ne gàtt pas de gàtt ici. léegi ku xamuloon ni lu gàtt la lu gàtt. non maanaam en général on parle en général. on parle en général ci dans une entreprise. kenn solo gàtt li nga def gars yi. voilà dans une entreprise sol lu jot. mais Rokhaya li ngay wax yëpp am na solo mais bu ñu fàtte ni que jànk yi ñu ngi si conditions yu jafe. c'est-à-dire Sénégal xam nañ nu mu bindoo da ngay dem ba am problème pour fay sa jànk nga jiñ ko sàcc. dëgg la tooñ ko même ci entreprise yi da ngay gis ni man bu ma gisee femme de ménage di liggéey damay taxaw. mais fu muy fomp la nit di jàll di dem. te du excusé wu. du excusé wu te noonu lay ko nee dem c'est-à-dire 30 secondes yooyu nga koy may mu foofu woowu pour nga mën a jàll doo ko def. yow. dafa mel ni dañ leen di xaw a xeeb. moo tax ba li nga wax nii yenn comportement yi ñu koy am parce que nit ki bu ñu ko déshumaniser nekkatul nit. day mel ni mala comportement boobu lay am. tant que ñun respecté wuñu leen joxuñu leen seen gëdd xoolal salaire yu ñu leen di fay 30 000 35 000 genre sama genre yi. ubbi benn genre société fictive di liggéey ak benn entreprise di salaire bi par exemple di nekk 50 000 francs may wëlbatiku di leen fay yéen ñi nga xamante ni yéen liggéey ku nekk 20 000 wala 25 000 francs te loolu moo fi am c'est malheureux jànk gardien mooy vigile yi ñoo gën a sonn ci dëkk bi te du ñu am sax 30 000 francs par weer loolu état na si jéem a taxaw xool nan nañuy fexe ba jàppale ñi nga xamante ni dañ nekk daan seen doole mënoon nañu ko bañ a def les métiers nobles c'est man je dis que c'est des métiers nobles ndax ku leen ñàkk si kër wayadi mooy technicien de surface yi ñi nekk ci mbedd yi di bale ñi nekk di defar ñi tuurkatu mbalit yi dañ leen war di leen bàyyi xel parce que ñoom liggéey bi ñuy def bëriwul ñi nga xamante ne dañ koy nangu ndax lan peut-être dañoo rëy te pourtant liggéey la oto mbalit bi booy ñëw ak sa mbalit da ngay fatt sa bakkan te mbalit bi yow sa kër lay jóge nga ñëw fatt sa bakkan seexlu ko teg ko noonu dem mbalit bi nga xamante ne sa kër nga ko jële di ko ñëw di dugal ci oto mbalit bi nga mel ni ñi ngi koy jox duñu ay nit nga seexlu ko noonu nee na te yow sa kër nga ko jëlee dafa doy waar war nañ leen gën a fonk waaye femme de ménage yi waaye ñoom it war nañoo gën a defaraat seen toog voilà mi ngi noonu moo tax tey ñoom laa indi woon wax li nga xamante ne moom la ñu war a def pour seen liggéey gën a baax mais aussi comportement patron yi tamit ku nekk ak say fe muy góor muy jigéen voilà ñoom tamit seen comportement il faut que ñu wax ne parce que tamit du ma jël tey Asma jël sama jànk gisoo léegi jànk booy jël danaa na lu may def damay fóot wala may passé dara bi ndax dama koy passé parce que lan dañuy bëgg a xam seen limite parce que da ngay gis koo xamante
ñëw waxaale ak Pa Matar ne ko man damay ñëw bale kër damay ñëw pour bale fomp mais day ñëw nga bëgg ko téyeloo xale bi bëgg ko yan suba ba ngoon bëgg muy boot bëgg muy fóot ay couche tamit loolu dafa metti ba pare am na benn système bu ñu xewle tey sa kër dafay tilim nga jël benn jànk ngeen waxaale lu prix bu mu lox rek du ci am problème nga ñëw mu defal la grand ménage fóotal la def lépp nga ne ko sama jëkkër nee na nga arrêté wala sama jànk bu yàgg ba léegi mu ñëw donc te sama ngor mayu ma may jël keneen dem fay ko ci ay 2000 3000 4000 francs te fekk liggéeyloo nga ko ba mu tas ñoom daan na ñëw ñaari fan rek defal la grand ménage fóotal la am leen yërmande nag am leen yërmande am na ñoo xamante ne dañ leen abusé sexuellement te duñ ko wax fenn parce que dañuy am ay formes généreuses ñëw di liggéey seen jabar génn am fa benn pervers bu mel ni Pa Matar ñëw sàq ko te du am fu mu ko waxee du ko sax sañ a wax bu waxee ñu jiñ ko sàcc jabar ji ñëw dal ci kawam ñëpp ñëw dal seen kaw c'est vrai elles ne sont pas protégées faut que état bi xool ci les métiers yu toll noonu yaakaar naa ni dañ leen war a dooleel protéger leen parce que fu ñu naan un jour consommé égal à tout le mois dans l'immobilier war nañ ko mën a indil ñi nga xamante ni ñooy jànk yi ndaxte man yaakaar naa ne ku leen amul di nga sonn de ku leen amul da ngay sonn ba tax na ku ci tukki boo moytul da ngay tumuranke lépp luñ la daan defal yaa koy defal sa bopp da yaay obligé dindi weeyeeg xeef yeeg yëpp daal di koy song rek liggéey bi loo am jël donc moo tax ñooñ dañ leen war a bàyyi xel bu baax a baax tey nag ma indi woon les qualités d'une bonne femme de ménage nag qualité yi boo ko amee foo mënti dem di nga fa yàgg ba keroog ngay jàpp ci leneen ndaxte dañuy wax wàññi boo gis ci benn lay commencé ndaxte képp ku koy liggéey aussi soxla nga liggéey moom moo tax nga koy def parce que metti na ngay dagg say nelaw fajar teel di dem di liggéey di fa dépenser sa énergie di fa coono boo paree nga daal di ñibbi te ku ci xam ne yaram daal moom lu mu liggéey ci journée bi boo tëddee noonu lay fayoo ci sa kaw nga xam ne liggéey bi metti na donc nañ leen bàyyi xel bu baax a baax te xam ne liggéey bi ñuy def am na solo. Parfait ñu di la jaajëfal bu baax a baax amati na solo ce fut bon à savoir. merci beaucoup yéen ñëpp di leen remercier Pa Matar suñu gan gu yanji bi borom éternel indigné moom livre bi ñëpp nañ ko dem wuti ndaxte ñàkk koo liir wóorul danaa di ko jaajëfal ak Pa Assane ak képp ku ñu doon seetaan. Papa Assane Seck. ma ne. non. yaa ngi wax ñi ñuy liggéeyloo mindaan yi. waaw Baye Makhtar moo ko fàttali. fan la état wu Sénégal teg di jox 7100 francs suñu bokk policiers yu baax yi. damay yuuxu nga yuuxu. au nom de quoi 2 mois ñu taxaw ci tali bi teg leen ci mbedd mi ñuy rey seen bopp dang-dang yi sonn mais police man damaa bëgg comprendre sunu nguur yi te loolu. il faut par jour la wala. prime sur 3 mois la. waaw yow prime 2 mois 7100 nga naan ma par jour. 2 mois. waaw 7 bu dee par jour kenn du wax. par jour kay kenn dañuy bu yokkoo ci salaire bi alhamdulilah 7100 francs léegi nag 100 francs yi pour lan la. 7100 francs. jënd sachet ba. pourquoi. taxaw bi la taxaw bi day tax nga déshydraté. ñii di def politique Sénégal. ñii def politique Sénégal Baye Makhtar. c'est honteux. Baye Makhtar damay yuuxu bopp bu ma paree nga yuuxu. ñii def politique Sénégal acteur politique yi laa wax. ñoom ñëpp pouvoir ak opposition ñi fi falu woon ak ñi bëgg a falu ak ñëpp gars yi nañu seet yàlla si li ñuy def. vous prenez tout pour vous donnez 7100 francs aux acteurs de la police 2 mois ñu taxaw ci mbedd mi guddi 8h 19h lañ leen di dajale tàkkusaan sax jëm kii ñu leen di romb ci mbedd mi kii bi ak coono bi ñu ci daj ak dàqante bi. yéen a ak la 3550 par mois. waaw mais lu gën a doy waar kay boo ko defee ci 70 jours yi journée 100 francs la. non c'est incroyable. c'est-à-dire journée 100 francs nañ leen di fay. c'est incroyable ñii di taxaw di. c'est inhumain jéem a sécuriser population bi. mais ma yaakaaroon ni président waxoon na fi lors du discours 3 avril ni dina kattanal takk der yi waxoon na lu ni mel donc. donc je suis sans mots en fait. waxu Macky Sall moom wax dëgg yàlla waxam la man moom intéressé wu ma ay actam lay xool xam nga lan moo doy waar ci mbir mi Asma man mënuma ko sax comprendre parce que ba période weeru koor bi maa ngi koy wax ni policiers yi c'est vrai que parfois dañuy am ay violences yoo xamante ni kenn mënu koo expliquer. mais nit ñi ñoo leen teg wala état bi leen teg ci condition yooyu nit ki nga xamante ne da nga koy liggéeyloo doo ko jox alal. doo ko jox condition yu baax bu nekkee retraite dem ci caisse PMU di fa jouer wala toog ci buntu commissariat bi di fa bind ay plainte parce que dafay nekk ci condition yu doy waar kooku tey jii bii liggéey lu mënul lu dul exercer violence ci nit ki parce que violence bi nga xamante ne moom la ko état bi teg moom lay exprimer di ko extérioriser di ko génne di ko daanelee fenn rek xam nga lan mooy problème bi je crois que il faut que ñu fexewaat ba humaniser police bi te nu ñu leen di humaniser mooy teg leen ci condition yu baax mais duñ ko def dañuy jël xaalis bi
mais sont les politiques là les politiciens comme corona nee nañu am na ñu muy commencé laal ñoo xamante ne bu ñu nee pétrole ñu ni non Aliou tamit Aliou bëgg na coow. merci beaucoup. Aliou merci xam naa émission bi tey neex na trop waaye. waaw donc may ma Aliou pétrole. damaa xam ni kat Aliou Sall pétrole bu ñëwee mu laal ci. gaz bu ñëwee mu laal ci. corona bi ñëw bëgg cee laal Aliou tamit. dinañ ko topp bu mu sës merci beaucoup Nana Aidara. merci Asma di leen remercier yéen ñëpp di rafetlu aussi jotaay bi di remercier aussi suñu invité Pape Matar di nuyu Fama Thioune bu baax doomu ndeyu Adja Astou di jox ñëpp rendez-vous samedi inchallah merci à tout le monde. Merci beaucoup, charmants téléspectateurs. Quant à moi, je vous recommande aujourd'hui les chroniques d'un éternel indigné. Harmattan wax na leen fi mu nekk pour ñi nekk ci mim réew waaye ñi nga xamante ni bitim réew lañ nekk dem leen sur amazon.fr. Vous pouviez vous faire livrer chez vous et ce sera avec plaisir que vous lirez ces quelques lignes croustillantes. Voilà. Aïcha ma jaajëfal leen aussi nag yéen waa équipe technique bi bu doon yéen wax ci du jot nag machallah à vous internautes yi tamit. Merci beaucoup. On vous a vu beaucoup contribuer aujourd'hui. Ça montre que vous êtes impliqués et que ce fut très croustillant et que vous êtes satisfaits. Tout à l'heure, 11h, da ngeen di am waxtaane ko en compagnie de Mantoulaye. 17h, ngeen am rendez-vous. 19h, l'essentiel. 22h, da ngeen di am li nga xamante ni moom mooy Sen Show. Non. Dina am surprise pour toi, Safia. Oh, à 22h. Gis direct. maa la ko wax. laay la bu tàng nag mango ni rek. Paa bi dafa ñëw ak ay feem yu bees. Aïcha, merci beaucoup. Merci, charmants téléspectateurs. On vous dit à demain.